kat yi ñu ngi amati mbégte di dalal suñu gan ci seen émission Allo Docteur talaata bu ne la 19h ba 20h30 tey jii mi ngi yemoo ak juróom-ñaari fan ci weeru mars atum 2020 ñi ngi ànd ak Val d'Afrique moo leen di may talaata bu ne seen émission ànd ci aussi ak ordre des médecins ak Sud FM tey gan bi ñuy dalal egsi na mu di docteur Alioune Badara Ly docteur Ly ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay gërëm di la nuyu tamit soxna Ndeye Khady. nga di directeur adjoint COUS centre des opérations d'urgence sanitaire mais également expert en gestion des interventions d'urgence sanitaire bokk ci membre groupe multisectoriel bi nga xamante ne moom mooy coordonné xeex bi ñuy xeex mu jëm ci wàllu coronavirus tey jii mooy defe naa juróom-ñaari fan ci weeru avril di bis bi ñu jagleel wàllu wér-gu-yaram docteur waaye mel na ni bis bi kenn talu ko ndax jafe-jafe yi ñuy dund jamono yi mu mel ne soo ñàkkee wér-gu-yaram doo tal dara. jërëjëf soxna Ndeye Khady maa ngi lay gërëm di remercier bu baax di la remercier bu baax ci invitation bi nga xamante defal nga ñu ko bu nekk occasion pour ñun ñu waxtaan ak askan wi ci li nga xamante ni effectivement jamono ji ñu nekk moo lëmbee adduna bi yëpp suñu réew rëccu ci ba loolu effectivement tax na ni activité yëpp la bloqué mais loolu c'est le propre des crises sanitaires boo amee ay yenn situation yi dund gi mënatul dem comme en temps normal. déedéet waaw ñu ngi lay gërëm di la sant. d'accord léegi docteur Ly suñuy jàngat courbe épidémie bi lan lañ ci mën a gis comme observation lan lañ ci wax. waaw merci beaucoup jërëjëf soxna Ndeye Khady bon courbe bi xam nga suñu premier cas ñu ngi ko am depuis le 2 mars. Depuis lors ñuy recenser quotidiennement un certain nombre de cas ñuy am ay cas yu bees. bi nga xamante ni loolu am na ñi nga xamante ni ñooy autorité dëkk bi en commençant par le chef de l'État bi ñu jàngatee situation bi. commencé di jël un certain nombre de mesures. waaw mesures yooyu nga xam ne jël yoo xam naa daañu ci dellu soir sax. Inch'Allah tax na ni à partir surtout moment bi nga xamante ni tëj nañu aéroport bi. ñu dem ay ñaari ayubés boo seetloo gis nga ni fi ñu toll nii li nga xam moom la ñu doon am muy ay cas importés fi ñu toll nii amatuñu ko. ba tax na am na tendance boo xamante ni courbe bi commencé woon na ko am commencé di wàcc. waaw defe naa amoon nañ doon ba 3 cas amatuñu woon cas importé am 5 cas bon tey xaw na yéegaat tuuti. yéegaat na tuuti mais defe naa ni mën nañu rafet njort. mën nañu rafet njort je pense que bu ñu continuer li nga xamante ni commencé nañ ko. ak mesures yi nga xamante ni ñu ngi ko mettre en œuvre actuellement nii am nañu rafet njort bu ni xëy na bu lu yàggul bu ñu continuer bu ñu bàyyiwul defe naa ni courbe bi dina gën a wàcc dinañu gën a gis tendance bu nga xamante ni dina dalal suñu xel ñun ñëpp. évolution bi dafa gaaw dafa yéex ci askan wi ni mu ciy duggee. non gaaw yéexul évolution bi du moins gaawul parce que boo ko comparé ak yeneen réew yi di nga gis foofu noonu le nombre de cas yi nga xamante yenn saa yi moom la ñu am ci bitim réew. bon ñun defe naa tey jii ñu am 13 cas c'est le record la mosu ñu am 13 cas ci benn bis. daaw nañu dem 10 11 mais tey jii ñu am 13 defe naa tey yokku na. mais loolu yëpp boo gisee am na lu tax xëy na daañu ko gën a faram-fàcce mais. ba léegi ni daal comme liñ ci mën a jàpp te mu am solo mooy évolution bi échappé gul contrôle ñi nga xamante ni ñooy xeex jàngoro ji. ba léegi nii tendance bi ëppuñu loxo. ëppuñu loxo ba léegi bu ñu xoolee ni nga xam ne noonu la ñu organiser woo ni nga xamante noonu la ñu jëlee cas yi ak capacité yi ñu am pour jëleen en charge ba léegi nii amaguñu ci jaaxle bu rëy. donc dañu ñaan yàlla tendance boobu continuer et que ci fan yi ñu jëm. comme ni ma ko waxee léegi mesures yëpp yi nga xam ne jëloon nañ ko mesures yi commencé di joxe ay résultats yoo xam ne ñoo gën a palpable. classification cas yi yenn saa ñu dégg cas communautaire yenn saa ñu dégg cas sévère cas grave bu ci nekk ci ñoom lan lay tekki. waaw xam nga d'abord dafa am lu ñuy wax définition de cas Covid mu am lu ñuy wax cas contact mu am lu ñuy wax cas suspect. mu am lu ñuy wax cas confirmé. loolu boo gisee dafa bu ñuy war a compter le nombre de cas yi ñu am il faut ñu am ay li nga xam ne moom la ñuy wax définition de cas. nga xam ne ñëpp nañ ciy méngoo. ñu ni cas contact par exemple mooy képp koo xam ni bokk na environnement travail wala environnement dëkkuwaay wala espace de vie en tout cas. jaxasoo naag moom voilà exactement ba nga xam ni xëy na kooku mën na ko wàll. mu nekk contact maintenant bu ñu demee ba kooku nga xam ne moo nekk contact évoluer ci période bi nga xamante ni moom la ñuy wax durée d'incubation. mu commencé am ay manifestations
boobu day génn ci cas contact mu devenir cas suspect. Voilà cas suspect boobu nag. dañuy commencé njort. voilà dañuy commencé njort parce que commencé na yëg dara ci yaramam soit yaram baa ngi tàng soit mi ngi commencé di saqaat soit mi ngi jàmbat baat bi métti. bu ko defee léegi dañuy daal di ko dañ koy testé def prélèvement yóbbu ko ci laboratoire yi xam ñoom ñoo fi nekk def test. waaw laboratoire bi ñu positif na wala positiful bu fekkee positif na mu nekk nag cas confirmé. bu boobaa ci lañ jël ay jumtukaay pour mën ko yóbbu ci fi nga xamante ni mooy centre de traitement yi. maintenant ci tableau clinique bi nga xamante ni moom la nit ki bu amee Covid moom lay présenté. waaw dafa am ay formes yu bari. mën na am forme bu nga xamante ni moom la ñu wax asymptomatique ci français maanaam du am signe. du am benn manifestation voilà day mel ni comme man ak yow ni ñu toogee di waxtaan day mel ni dara jotu ko. fekk na am na doomu jàngoro bi. maintenant mën nañu am aussi cas grave mooy ki nga xam ne xëy na ci yenn dëkk yi ñooñu rek la ñuy hospitaliser d'ailleurs mooy koo xam ne daal jar na ñu jël ko garder ko hôpital. maintenant mu am nag les cas critiques mooy ñi nga xam ne dafa laaj ñu def leen réanimation c'est-à-dire moyens yu lourd la ñuy war a utiliser bu boobaa. pour mën a fexe ba jéem a xeex en tout cas jéem a sauver seen bakkan. mais ñooñu dafay laaj réanimation donc day am ay cas yoo xam ni mooy cas asymptomatique te heureusement ci feebar bi loolu moo ci gën a bari. waaw maintenant mu am ay cas yoo xam ne yu grave la yu nga xamante ne xëy na il faut ñu garder le hôpital pendant ay fan mu laaj traitement jël en charge en tout cas bu xaw a bu am solo tuuti. mais nag ñi gën a grave nag te heureusement ñooñu bariwuñu bu ñuy xool ci feebar yi après ay 5% la ñu doon mais ñooñu mooy cas yi nga xam ne vraiment jar na maintenant des moyens de réanimation. ci ñi nga xamante ne defe naa sévère la bëggoon nañu xam un peu seeni màndarga suñu xasee ba yegg sévère wala grave lan mooy tax ñu leen di dëpp masque yu ñu demee. waaw xam nga doomu jàngoro bi fi nga xamante ni moom lay foofu lay tàmm di nekk de façon préférentielle ci biir doomu aadama mooy poumon yi. waaw donc dafay commencer bu demee foofu day yàq xëtër yi. donc am na tolluwaay bu muy egg effectivement dafay nit ki dafay laaj nga dimbali ko pour mu mën a noyyi. donc dafay fatt waa dafay am difficulté respiratoire moom la ñuy wax ci français syndrome de détresse respiratoire aiguë te kooku il faut que nga jàppale ko mettre ko sous assistance defal ko masque pour masque bi dimbali ko mu mën a noyyi. am na fu muy yegg sax il faut que ñu jàll ci yeneen moyen intubé kooku yu mel noonu mais vraiment cas yooyu mooy les cas extrêmes te heureusement ci feebar bi tamit cas yooyu ci niñ ko xaymaa xëy na téeméer boo jël juróom yi en tout cas ci li ñu gis ci pays yi nga xamante ni foofu la feebar bi gën a takkoo. noonu ci lim boobu lay toll. téeméer boo gis juróom yi mooy jar vraiment ñu teg leen ci lal yoo xam ni moom la réanimateur yi di wax lit chaud. ay lal yu nga xam ne dafa laaj ay jumtukaay de réanimation yoo xam ne daañu ko mën a utiliser pour mën a sauvegarder utiliser ay respirateurs yu mel noonu. pour mën a sauver bakkanu ki nga xamante ni toll na ci niveau boobu. d'accord mën nañu annoncer déjà que ubbi nañu antenne bi ci 33 825 18 30 ñi ànd ak docteur Alioune Badara Ly moom mooy directeur adjoint. COUS centre des opérations d'urgence sanitaire di expert aussi en gestion des interventions d'urgence sanitaire bokk ci groupe multisectoriel de coordination ñi toppatoo xeex bi fii ci Sénégal tey moom la ñuy dalal. mu mel ne am na ku yegg si déjà ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. El Hadj Tayara. El Hadj Touré ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax Adja di ziar waa Sud FM yëpp di nuyu invité ko sama mbokk boobu Alioune Badara Ly. maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar. ñu ngi lay fay bu di nuyu waa Sud FM auditeurs yëpp maa ngi ziar Cheikh Amadou Tidiane Ndour et tonton yi. di ñaan yàlla jàmm ci yoon mi yàlla na yàlla teggal jàngoro ji moom yàlla na ko yàlla yóbbu fu kenn xamul. yàlla na ko yàlla jëlee fii ci jàmm. amiin amiin nit ñi sonn nañu de. Adja nit ñi sonn nañ lool. man na ma doon laaj docteur mooy mbirum masque yi. masque yi gis naa ñu naan que tailleur yi dañuy ñëw ay masque di ko jox nit ñi man gis naa sax ñu koy jaay ci mbedd mi léegi nag loolu masque yi ñuy jaay ci mbedd yi tailleur yi ñuy defar noonu ñu koy jaay ci mbedd mi dañ koy utiliser ndax boo ko utiliser ndax benn jour lay doon wala ñaari fan lay doon wala ñetti fan wala da nga koy yor comme ça boo tilimee nga fóot ko. yenn masque yi ñuy defar fii moom comme ça ci ñuy jëlee ci hôpital yi moom bon yooyu moom boo ko utilisé benn jour rek comme ça da nga koy sànni te encore góorgóorlu comme ñun nii rek mu nekk nii bis yàlla sax mën a am masque mën a jënd fóotal rek di jënd masque di ko ci
te encore masque ban njëriñ la am ci feebar bi ban njëriñ la am ban lan la mën protéger nit ñi ci feebar bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu ñu ngi koy gërëm ci wooteem ñu xool ki ci topp kan la ci 33 825 18 30 ñu jël ko asalaamaaleykum. allo maaleykum salaam maa ngi wootee Kër Massar. Kër Massar baal ñu nga yëkkati sa kàddu ci kaw ndax ñu déggante. waaw man nag mode de transmission bi daal moom a xaw a jaaxal lu ma ciy dégg lu bari ay version ma bëggoon daal nga leeral. mode de transmission bi. waaw léegi def na question yi mu ngi nii ma laaj ko ci mode de transmission interhumaine bi. maanaam ku am coronavirus jaay la mburu nga lekk mburu est-ce que mun na la wàll feebar. léegi ku am coronavirus ba pare jaay la pomme. wala carotte pomme wala carotte. te raxasoo ko nga lekk ko est-ce que mun nga am coronavirus. léegi jigéen bu am coronavirus léegi mu jël benn kuddu dugal ko ci meew naan ci. ba pare jox doom ji mu naan ko est-ce que mun na ko am léegi est-ce que jigéen bu am coronavirus est-ce que mun na nàmpal son bébé bu am 6 mois wala 6 mois léegi ku am coronavirus beneen version bi ku am coronavirus tant que sëqatul wala tisooliwul doo mun a wàll kenn est-ce que c'est vrai allo. waaw. dégg nga question yi. waaw maanaam kii moo bëri daal ay version yi problème mu lekk bi dina la wàll ak yooyu ak bu tusuwaliwul saxul daal mënu la wàll comprendre nga li mu bëgg a wax. ci mode de transmission bi. d'accord. xam nga comprendre nga li mu bëgg a wax. comprendre nañu waa noté nañ ko. waaw léegi nag def na transmission entre l'animal et l'homme est-ce que foofu ci karaw bi la wala da ngay lekk viande bi wala day noyyi wala le sang foofu tam mën nañu expliquer ko ak ban animal la. d'accord. waaw transmission bi daal mode de transmission parce que tamit prévention bi daf ci bokk. d'accord waaw daf ci bokk boo xamee symptômes yi te xamoo mode de transmission bi tamit da lay réeral. d'accord dina si version yi def na beneen tamit booy lekk ci bool dama ko dégg démb nag seen émission bi foofu. booy lekk ci bool léegi mu dugal kudóom kee dugal kudóom kee bu taxee après bu laalaatee légume bi yow tamit nga laal légume bi est-ce que da lay jox coronavirus bi foofu. d'accord. waaw jërëjëf. jërëjëf ñi àndoon ak suñu auditeur bu nekk Kaar ci 33 825 18 30 ñu jëlaat ñaar bàyyi docteur Alioune Badara Ly directeur adjoint COUS mu daal di tontu asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullah. Ndeye Khady Mouhamed Thiam Malicounda Mbour. Mouhamed Thiam ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi commencé par gërëm l'ordre des médecins. Sud FM ak Val d'Afrique. merci ak sa auditeur. ak yow moomu Ndeye Khady. jërëjëf. yàgg naa ñaan l'ordre des médecins kii wala université médecine Cheikh Anta Diop faculté de médecine ñu def la docteur honoris causa. man loolu rek laa ñaan loolu ku ñëw docteur li la. docteur honoris causa titre la pour ku servir. ku servir te yow li nga servir macha allah. xam nga ñoom ñooy indi xam-xam bi man damay laajte rek. waaw mais li nga si def bu ko xeeb ñun ñu koy def indi xam-xam bi macha allah. waaw macha allah yàlla taxawu la. amiin. waaw man daal lu may wax mooy. depuis yow sa premier sa première émission ci coronavirus defe naa le 3 mars la. le 3 mars xam nga le 2 mars daal côté yooyu sa wetu anniversaire daal. waaw. depuis boobu vraiment wax nañu lépp ci coronavirus nit ñi xam nañ ko. suñu bëggee lii ñu état bi teg ay couvre-feu yeeg ay ñu tëjoog yooyu yëpp suñu bëggee mu dañ nañu topp lu ñu sant. li ñuy wax ni parce que nit ñaa ngi ngénte ba léegi. ñu ngi ngénte ba léegi ñu ngi ngénte di dajaloo di toog grand place ak di kii tuba nit ñi nag ñoo xam lu ñu bëgg su fekkee dañu bëgg continuer nii ñu confiner ñu totalement nañu continuer seen loolu suñu bëggee loolu dañ yaa xëy si nañu muñ benn weer mu jeex man daal foofu laa bëgg a ñaax nit ñi. d'accord maa ngi nuyu sa auditeurs yëpp ak kii jëkk a dugg El Hadj Touré moomu. vraiment émission ba léegi maa ngi koy déglu maa ngi koy gërëm ak ñëpp macha allah. merci beaucoup. yàlla fay la. allahumma amin jërëjëf Mouhamed Thiam doon wootee Malicounda Mbour ñu xool kan mooy ñëw ak docteur Ly asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. sant bu baax a baax sama day xam na nga def. ñu ngi sant fooy wootee. maa ngi wootee Pikine. Pikine baal ñu nga yëkkati sa kàddu ci kaw sëriñ bi. maa ngi wootee Pikine. Pikine waaw loo bëggoon laajte. maa ngi lay nuyu di nuyu sa invité.
mi ngi lay fay bu baax. damay laaj comme maanaam. waa Kër Masar tey. waaw. mesure bi préfet bi jël tey mesure bi. ba xam du ko jël si maanaam yëpp benn yoon. ma ginnaaw yaa ngi wax ni ñu tëj marché bi. rond-point ma Kër Masar yaa ngi ko wax. mu toog ba tey di ko doog a def. te mu ko continuer ñu def ko si marché yëpp. marché bi mu bañ a law. d'accord. ndax mbooloo mi foofu na bëre quoi ak transport bi daal. d'accord. dina la si wax lu mu xalaat incha allah. jërëjëf jërëjëf ñu ngi woon Pikine suñu jëlee kenn xam naa ñu taxaw bàyyi docteur Ly tontu bu ñu paree ñu ubbiwaat antenne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. maa ngi wootee Thiaroye. Thiaroye. allo. allo. waaw maa ngi woote Thiaroye. waaw ayca bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw man dafa am na ma bëgg a laajte. ayca. moo di man guddi gi su fekkee dama lekk yàpp. su ma tëddee damay nelaw. même cere su ma ko lekkee su ma tëddee damay nelaw. waaye yeneen lekk yëpp ci des yëpp bu ci nekk su ma ko lekkee su ma tëddee du ma nelaw biir buy métti laay fanaane may laajte loolu maanaam lan moo tax loolu. waaw dina la ci wax lu mu xam incha allah. waaw. jërëjëf suñu auditeur boobu la doon wootee Thiaroye kon xam naa dañuy taxaw ñu may ñu tuuti ñu tontu docteur Alioune Badara Ly directeur général adjoint bu COUS centre des opérations d'urgence sanitaire la ñu àndal tey jii docteur dañuy ànd ak El Hadj Touré moom moo njëkk a woote wax ci wàllu masque yi ci qualité masque yi gis na ne main d'œuvre locale bi am nañu lool volonté ñi ku nekk yaa ngi produire masque di génne di ko confectionner plutôt ngir xëy na mën a couvrir demande bi waaye moom bëggoon na ci xam lu leer masque yooyu ndax c'est recommandé yi ñuy defar fii ci dëkk bi ndax yu ñuy mën a fóot la di weer di utiliser waat ndax nee na itam masque bi nga xamante ne xëy na mooy masque réglementaire bi ci ni ñu ko waxee benn jëfandiku la defe naa nga sànni ndax sénégalais yi seen poche itam mën na saa su ne nga jënd benn sànni jëndaat beneen ak itam utilité masque yi lan la ndax am na njëriñ réellement ci xeex bi. waaw jërëjëf soxna Ndeye Khady laaj bi am na solo parce que souvent nañ ñu koy laaj d'ailleurs. waaw problème masque yi discussion la boo xam ni même au niveau international dafa posé wu. Souvent nag ñun politique bi ñuy adopté day nekk dañuy faral di topp recommandation yi nga xamante ni moom la OMS joxe. alors masque yi ci li nga xamante ni moom la ñu recommandé. mooy personnel de santé bi moom lañ koy gën a réserver. ñiy faj lañ koy gën a réserver. maintenant ñi nga xamante ni tamit dañu nekk contact bu xaw a jege ak koo xam ne dafa feebar. ñoom tamit digal nañ leen ñuy sol masque bi. njariñu masque bi mooy ki nga xamante ni moo am feebar bi. moom daf ko war a takk. parce que moom daf koy takk pour protéger ñeneen ñi xam nga masque yi dañ koy tudde masque anti projection. c'est-à-dire que boo ko takkee c'est pour protéger ki nga xamante ni moo jàkkaarloo ak yow. maintenant toll nañ fu nga xamante ni ñu bari ñu ngi naan nañu war a généraliser utilisation masque yi te defe naa Sénégal mi ngi ci jëm si. jafe-jafe bi effectivement mooy ni ko ki nga xamante moo woote noonu la ko waxee. mooy dina jafe Sénégal yépp ñu am masque chirurgical bi nga xamante ni mooy masque ci officiel yi wala masque bi ñuy tuddee FFP2 masque chirurgical mooy bu rectangulaire boobu bu xaw a gudd bi. FFP2 mooy bi nga xam moo gën a gàtt gën a yem ci waaw muur bakkan muur gémmiñ loolu mooy problème donc dina xaw a jafe Sénégal yépp mën a am permanence masque yooyu donc bu amee initiative locale pour produire ay masques. lu ñu war a mën a encourager la mais fi nga xamante ni nag mooy problème bi mooy masque quand même dafa war a am ay critères yoo xam ni daf ko war a remplir. masque dafa war a mën a téye yenn microbe yi bu ñu jàll boo ko takkee war na la mën a protéger ci yenn microbe yi. masque war na la téye protéger ci yenn particules yi poussières yeeg yu mel noonu. dafa war a am yenn résistance bu ko takkee tamit il faut nga mën a noyyi confortablement. donc dafa am ay critères yu nga xamante ni masque daf ko war a remplir. ministère ñu ngi réfléchir pour mettre en place benn genre comité boo xam ni
njëriñam mooy li nga xam ne Sénégalais yi produire nañ ko ci xeex bi. waaw ci ay jumtukaay. ñoom ñu mën ko évaluer tester ko valider ko. ba ci gel yi tax. ba ci gel yi parce que gel yi gis nga ni am na temps yi nii. respirateurs yi gis nga am na ay étudiants EPT ñu ngi koy defar. am na ñuy proposer sax ay visières am na ñuy proposer ay yeneen jumtukaay yoo xam ni moom la ñuy utiliser ci cadre xeex bi. yooyu yëpp ay initiative yu baax la. mais balaa ñu koy jox askan wi nga koy takk yaakaar ni tu es protégé fekk amul la njariñ trop. il faut mu am benn comité bu nga xamante ni moom moo lay valider loolu. donc parce que dafa am ay normes dafa am ay normes masques yi am na ay normes yoo xam ne norme américaine la souvent. yu nga xamante ni ñoom ñooy tester valider qualité masque yooyu balaa ñu koy mettre dans le commerce. donc bu ñu koy produire fii lu baax la. parce que idéalement mooy que ñëpp takk masque loolu moo def naa léegi ñëpp ñu ngi ci jublu. mais il faut que aussi ñu takk masque yi nga xamante ne am na ay qualité yoo xam mën na protéger nit ki. d'accord sinon bu ñu jëlee bu ñu ko defaree un peu n'importe comment aussi nit ki ko takk mën na yaakaar ni xëy na mi ngi protégé wu fekk na xëy na ni. masque bi mu takk jariñu ko lu bari. d'accord voilà donc loolu moom mooy utilité bi donc mooy comme ni ma ko waxee rek mooy que ni ki nga xamante ni pour wàññi transmission bi daal wàllaate bi daal maanaam. moom lay wàññi loolu lañ ci jublu. d'accord Kër Massar moom ci wàllante boobu sax la wax. mode de transmission bi nee na daf ciy dégg version yu bare mu daal di xaw a cité ndax ki la jaay mburu te yore jàngoro ji mën na la ko cee jaaxale wàll ki la jaay pomme wala carotte boo xamante ne xëy na ba nga yeggee sa kër raxasoo ko ndax jàngoro ji mën na jaare foofu jigéen bi nga xamante ne xëy na dafa yor kuddu dafa nee na def ci meew naan moom jëlaat kuddu gi fekk moom mi ngi feebar bi rocc ci gémmiñam joxaat doomam ndax mën na jaare foofu jigéen bi ndax mën na nàmpal doomam bu toll ci juróom benn weer donte mi ngi ak jàngoro ji ki nga xamante ne dafa asymptomatique waronewul benn màndarga ndax kooku mën na contaminer nit transmission homme animal tam laajte na ko ci ban yoon lay jaar ndax da ngay lekk yàpp wi wala contact simple rek lay doon ak kuddu gi nga xamante ne nee na nag ci suñu rubrique la ko déggee Sud Nutrition docteur Bin Cheikh sax doon wax ne bokk bool bi sax risque ngi ci ndax bu fekkee da nga sax sa kuddu ak sa tuflit nappe ko ak tuflit yi génne ko yóbbu ko ca ndawal ba xëy na keneen indiwaat kuddam moom tam ci ndawal bi foofu itam ay risque ngi fi muy laajte yooyu yëpp ndax c'est avéré wala lan nga ci xalaat. jërëjëf soxna Ndeye Khady ci jërëjëf aussi ci auditeur bi nga xam moom woote laaj bi aussi am na solo. Mode de transmission su ma ko mënoon tënk. pour simple balaa ñu dugg ci yenn détails yi mu laajte. mën nañu jàpp ni principalement ñaari façon wàlle feebar bi moo am. bu njëkk bi nañ koy wax méthode directe wàllaate boo xam ne wàllaate direct la c'est-à-dire nga jàkkaarloo ak ku nga xamante ni dafa am doomu jàngoro bi mu saqat wala mu tichooli gouttelette yooyu muy génne yu sew yooyu muy génne voilà mu nga noyyi ko voilà loolu mooy première méthode boo xamante méthode directe mën na am méthode indirecte mooy au lieu mu jàkkaarloo ak yow tichooli wala mu saqat nga jël gouttelette yooyu mais gouttelette yooyu moom mu def ko fu nga xamante ni dans son environnement dafa am fu muy tegu. par exemple man voilà bu déposé wu fenn ma nekk fenn saqat tichooli gouttelette yooyu génn am ci benn support bu mu tag. table wala voilà lu mu mënti doon daal clavier ordinateur voilà fu mu mënti doon rek fu mu mën tegu rek. nga ñëw teg ci sa loxo donc xam nga sa loxo jël na virus bi. après nga laal sa kanam moo tax ñu naan da ngay moytu laal sa kanam. laal sa kanam mooy laal surtout bët yi bakkan wala sa gémmiñ. donc boo ko defee rek doomu jàngoro bi day daal di dugg. donc loolu mooy ñaari moyens yi nga xamante ni daal ñooy gën a fréquent. ñoo gën a fréquent ñaari méthodes yi nga xamante ni xëy na noonu la ñu gaaw ci wàllante bi donc mu mel ni kon bu fekkente ni nit ki dafa suuli fenn saqat fenn fekk mi ngi yor doomu jàngoro bi boo ko laalee rek yow tamit mën nga wàll sa bopp. maintenant am moom dugg na ci yenn détails yi je pense que ni xëy na bi ma ci gën a insister mooy ba fi ñu toll nii amul preuve que ni meew bu jigéen boo xam ne day nàmpal mën na ko wàll doomam boobu amagul preuve. D'accord. amagul aussi preuve que nii jigéen par exemple bu am doomu jàngoro bi ba pare di wasin da koy jox doomam aussi loolu tamit gisaguñ ko. donc loolu laa ci bëggoon leeral bon maintenant est-ce que c'est vrai que bon ak li docteur Bintou Cheikh Seck wax tamit
war naa mën a nekk mën nañ ko comprendre parce que effectivement ci salive beeg ci yooyu mën na am doomu jàngoro bi nekk ci te voilà nga jaare fa jël ko lekk ko effectivement bu duggee si gémmiñ day dem ci lekk yi tamit c'est la même chose aliments yi fekkee aliments yu nga xamante ni la nit ki def ci saqat wala def ci tichooli effectivement nga jël ko lekk ko yooyu tamit méthode la bu nga xamante ni mën na wàlle defe naa sax loolu tax na ñu jël ay mesures taay ci dëkk bi pour tere jaayu mburu mi ci yenn bërëb yi donc loolu la ci am solo la maintenant naka la doomu jàngoro bi di jógee ci rabu àll dem ci nit souvent xam nga am na dëkk yu nga xamante nañu faral di lekk yàpp bu nga xamante ni togguñu ko donc li nga xamante ni mënu na mooy que nit ki manipuler yàppu rabu àll bi nga xamante ni dafa feebar wala ay sécrétion wu animal boobu xam ne dafa feebar wala mu lekk yàppam bi te fekk togguñu ko togg bu baax doomu jàngoro bi ñëw ci moom bu delloo moom tamit nag léegi ci askanam day commencé di wàll kenn wàll ñaar après nit ñi commencé di wàllante seen biir moom la ñuy wax transmission nit ak nit muy transmission interhumaine ci mbiru ci français. D'accord. Mouhamed Thiam Malicounda Mbour moom dafa contribuer rek sensibiliser wax que ni su fekkente ne bëgg nañu delluwaat ci suñu vie nañu daan dundee bu njëkk faaw ñu respecter mesures yi nga xamante ne ministère moom la fi teg docteur. voilà lu am solo la parce que je pense que ni ci suma seetlu man def naa ni nit ñi kay ñu ngi ci góorgóorlu ñu bari léegi ni de plus en plus ñu ngi seetlu ni ñu ngi naan nañu respecter mesures yi nga xamante ni moom la ministère ñu ngi fu gën a farlu ñu bari ñu ngi gën a farlu respecter mesures yi muy raxas say loxo ba mu set mooy booy saqat nga muur sa kanam booy tichooli aussi booy ñandu nga def ci mouchoir dem sànni ci poubelle wala moytu jegeyantoo yi yu mel noonu yenn saa yi sax nga taxaw ci ay boulangerie wala yu mel noonu nga gis nit ñi xaw a soriantoo sol masque di moytu bo yooyu yëpp yu baax la te defe naa ñu ngi koy intégré si ndànk-ndànk te loolu lu am solo la vraiment mu bëggoon profité ci micro bi pour encourager nit ñi ñu kon ni gën a farlu parce que tey jii nii plus ñu gën a góorgóorlu gën a agressif ci xeex feebar bi rek xëy na lim fi naroon na toog mu wàññeeku waaw du fi yàggati ñu mën a delluwaat ci sunu ay activités normales mais tant que ñu ngi am ay sàggante fii ak fii mën na am mu indi problème te lenn moo am solo aussi ci feebar bi bu ñiy respecté wuñu day yàq xeex bi parce que ñi respecté wul mën nañu am ñoom ñuy maintenir circulation virus bi ci biir dëkk bi te bu boobaa ñi nga xamante ni góorgóorlu nañu te bu boobaa du am njëriñ ci ñoom parce que yàgg-yàgg daañu daje voilà kii di suuf voilà bu yàggee daañu daje fenn ki góorgóorlu woon lool yëf yi mën na ko à ce moment là dal ci kawam voilà mu nekk lu nga xamante day yàggal transmission bi ci biir réew mi donc ñëpp daal nañ ci war a góorgóorlu. lan nga ñu mën a fàttali ci ndénkaane ministère. waaw ndénkaane ministère mooy li ñu mën a wax ci hygiène des mains ak li ñuy mën a wax hygiène respiratoire hygiène des mains mooy raxas sa loxo autant que possible waaw dinaay dégg ci seen rajo sama benn naataango docteur Signaté di ko rappeler souvent raxas sa loxo aussi fréquemment que possible moom daf ni sax nañ ko raxas chaque heure mais tàkk mën nga ko daal soo génnee boo ñëwee na nga raxas sa loxo waaw mën nañu fexe ci ba ci établissement public établissement privé yëpp ñu mettre fa ay dispositifs de lavage des mains kuy dugg raxas say loxo kuy génn raxas say loxo wala gel bi tamit lu baax la benn précision rek la ñu mën def foofu noonu mooy sa loxo bu fekkente ni dafa tilim ndox ak saabu d'abord ba mu wow nga mën a utiliser gel bi bu loxo bi suyee mënoo ko utiliser waaw bu fekkee loxo bi dafa setul boo ko xoolee nii gis ni setul jarul utiliser gel da ngay raxas ndox ak saabu ba mu set waaw après nag nga mën a utiliser gel bu fekkee loxo bi set na daal mën nga ko utiliser mais bu loxo bi tilimee mënoo ko utiliser. du am benn njëriñ. lu tax mënoo ko utiliser bu loxo bi parce que du jàll il faut que loxo bi set wecc. pour ba xam ni gel bi mën na nekk en contact avec les germes ak peau bi parce que germes yi ñu ngi ci peau bi te ñu ngi ci roq-roq yi. effectivement bu fekkee dafa am saleté bu ko muur. boo ko utiliser tam du am njëriñ. donc na nga voilà du egg ci biir. donc il faut nga raxas sa loxo ba mu set. nga door di mën a utiliser gel bi. donc yeneen yi mooy respiration booy saqat nga muur jël mouchoir nga muur sa gémmiñ ak sa bakkan booy ñandu aussi même chose nga jël mouchoir wala nga ñandu ci sa pli du coude comme ni ñu koy waxee mouchoir bi nga sànni ko ci poubelle boo xam ni c'est fermé idéalement nga bañ a laal kubéer gi donc ñuy favoriser aussi poubelle yu nga xamante dafa am pédale yu mel noo xam na ngay dëgg mu ubbeeku nga sànni ci biir voilà yooyu moom moo gën comme ça éviter nit ñi di laal seen loxo donc loolu daal mooy mesure moom lañ naan les gestes barrières ñu koy utiliser ñu koy wax temps yi lu bari yeneen mesures yi mooy distanciation sociale voilà nit ñi soreyantoo wàññi dajaloo bi wàññi dem bi
voilà en un mot daal mooy li ñu naan rester chez vous. donc loolu toog leen seen kër voilà loolu daal lu ci ëpp solo la. wàññi déplacement bu fekkente ni mënu na te dem booy génn daal mu nekk loo xamante ni farata la nga dem dox ko ñëwaat toog sa kër. d'accord Pikine Kër Massar nee na mesure bi préfet jël ngir tëj marché boobu la nekk ci rond point bi ndax boobu du mesure boo xamante ne dañ ko waroon a généraliser fépp ngir lépp ci xeex jàngoro ji. waaw je pense que loolu lu am solo la je pense que lépp mesure bépp boo xam ni daal dafay dem dans le sens éviter nit ñi di dajaloo. lu baax la te donc tëj marché bi nga xamante ni moo nekk ci rond-point Kër Massar ñun ñëpp xam nañu foofu. jaar nañ fa bon gis nañu ni muy mel vraiment dafay nekk foofu beaucoup de nit ñu bari ñoom ñoo fay daje donc saafonte beeg dem ak dikk bi day bari. te Kër Massar may fàttali ne am na quand même ay cas yu nga xamante ni ñu ngi fay commencé di bari ay cas yu déclaré. waaw am na juróomi cas ak benn cas communautaire sax. donc xam naa loolu tamit moo tax préfet bi. nii moom il faut que mu réagir donc mu jël genre mesure yooyu de manière drastique mais def naa du moom rek moo ko jël am na marché yu bari yoo xam ni maire yi commencé nañu jël ay mesures pour tëj ko pour wàññi effectivement di ko fermer di ko nettoyer pour permettre effectivement wàññi en tout cas contribuer wàññi transmission feebar bi ci biir dëkk bi. ñu mujjee ak ki wote woon Caaxoy génn na ci thème bi xam naa da nga koy orienté nee na guddi gi dafa seetlu ne su lekkee yàpp wala mu nekk cere dafay dina nelaw defe naa loolu la wax mais leneen lu mu lekk du nelaw ndax biiram dafay metti waaw kooku xam naa séeréer la war a doon. waaw xam naa ni moom comme daal cere ji ci guddi waaw da moytu daal liy métti biiram loolu daal laa ko mën a wax. waaw da lekk loo xam ne daal bu ko lekkee nelaw yandoor tranquillement xëy na boo gën muy lekk loo xam ne day métti biiram mais en tous les cas mën na rapproché wu ci dem consultation def naa dispensaire bu gën a jege mu dem fa mu signalé ko. daañu ko mën a xool boo xam ne am na beneen explication bu mën a tax li muy jàmbat di ko arrivé. d'accord liste bi jeex na docteur defe naa am na déjà ku yegg si ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëriñ bi na nga def. docteur Ndeye Khady Lamine Sall. docteur li moo fi nekk. waaw en fait yow it docteur rek déedéet. waaw maa ngi woote HLM Grand Médine. HLM Grand Médine. waaye damay laajte en fait dama dégg ñuy wax hépatite B du maladie buy wér quoi loolu la laaj sa invité bi est-ce que c'est vrai ou faux. d'accord. waaw. d'accord. ok dina la ci tontu ñu jaajëfal ko kooku fi woote léegi tey ñu ngi ci wàllu coronavirus moom la ñuy fas yéene waxtaane ñu xool kii ñëw kan la asalaamaaleykum. waaleykum salaam Ndeye Khady nuyu naa la. ñu ngi lay fay. Bamba Sidi Mbaxane Diop. Bamba Sidi Mbaxane Diop ñu ngi lay nuyu. waaw docteur. waaw maa ngi déglu. man daal damay tiit bon feebar bi tiitalu ma ñoom Ndeye Khady ñu ngi may tooñ keroog. moo ko docteur kii di wax dama mooy bu ma nee gars yi bu ñu feebaree bu ñu accès fii ne leen delloo ci même avion. gars yi jóge bitim réew. mais man surtout boobu dama jàqare dama am ànd ak njàqare. mais cette maladie là dafay mais nit ñi dof nañu. tu sais que hôpital Fann waroon na jël ay dof yu bëree bëri parce que ils sont obnubilés par cette maladie là mais dañuy fàttali ne am na peste bu fi amoon keroog baa nga wax si benn émission seen rajo boobu mais il faut am ñu dee il faut am ñu rëcc il faut am ñu dund. Maintenant ma première question la période d'incubation combien de temps ça dure en docteur est-ce que tout de suite un malade qui vient on peut dire que déjà il y a l'incubation déjà qui fait le tour de son corps n'est-ce pas. Deuxièmement virus bi dafa mu lu am ay béjjén d'après benn croquis bu ma gis dans mes recherches là. Je ne suis pas docteur mais j'ai fait mes recherches à côté. Alors am na ñu wax ne am na yeneen virus dem nañu ba 19 20 ñi ay 25 23 est-ce que ça existe docteur. Voilà les deux questions très très idiotes que je voulais poser et bonne continuation. Merci beaucoup Bamba Sidi Mbaxane Diop 33 825 18 30 ñu xool kan mooy exec préoccupation am. asalaamaaleykum. maaleykum salaam man maa woote woon sànq Kër Massar. waaw doon laajte jigéen buy nàmpal léegi comprendre naa ne buy nàmpal weer bi mënu si jaar mais distance bi par exemple laa bëgg wax ni mu ko téye noonu. d'accord nooy est-ce que mun na ko wàll bu fekkee am na ko. d'accord dina ci dellu léegi mais des na tamit léegi dama bëgg a xam sëqat bi wala tisooli bi c'est-à-dire c'est obligatoire nit ki bu sëqatul rek tisooliwul mënul wàll kenn est-ce que il faut obligatoirement nga sëqat wala nga tisooli nga mun a wàll nit. d'accord. si je comprends bien tamit la salive tam mun na wàlle d'après les explications yi booy lekk ni si benn bool quoi
li ma comprendre si li mu wax salive bi mun na wàlle allo. d'accord dina ci dellusiwaat incha allah. waaw loolu daal mun naa mu expliquer ma ci salive bi noonu comme que booy lekk ak nit ñi noonu dans un même bol dafa ma xaw a touché quoi bëgg naa yooyu mu salive mu expliquer na tamit ndax mun a wàll. est-ce que lekk bi par voie aérienne bi comprendre naa ko mais lekk bi noonu man kii laal na mburu bi ma lekk ko rek est-ce que loolu mun na ma ko jox li ma lekk mburu bi noonu fekk mu ngi laaloon na ko. waaw loolu dama si xaw am tuuti kii daal vraiment man mode de transmission tax ma jaaxal daal wax yi dafa bëri. d'accord. nañu dimbali mu wax ci lu bëri mode de transmission bi. incha allah. ok merci jërëjëf 33 825 18 30 ñu jógewaat Kër Massar xool kan la ñuy am ànd ak docteur Alioune Badara Ly directeur adjoint bu centre des opérations d'urgence sanitaire asalaamaaleykum. salaam. sëriñ bi na nga def. ça va bien. fooy wootee. Boune. Boune. oui monsieur Samba. monsieur Samba. oui. waaw ñu ngi lay déglu. waaye maa ngi lay nuyu. dégg-dégg beeg yow de dafa xaw naqari sëriñ bi su dee mën nga yokk sa baat peut-être. ma ne maa ngi lay nuyu. waaw ñi ngi lay fay bu baax. ma ne allo. waaw ay ca ñu ngi lay déglu. dafa mel ni xam naa dafa am problème réseau wala mu taal xam naa rajoom dafa war a taal rajoom di déglu boppam. différence. waaw. différence entre vaccin et essai clinique. et essai clinique. oui. d'accord. Deuxièmement, une personne qui a le coronavirus, est-ce qu'il peut être, s'il est en contact avec quelqu'un qui est malade, il peut renouveler cette maladie. D'accord. Et troisièmement, allo li connexion xam naa ni wala réseau moo baaxul ñetteelu laaj bi moom dégguñu ko ñu ngi ciy jéggalu soose xëy na peut-être su fekkee mën na duggaat laajaat ñetteelu laaj bi ñu xool kan moo ci topp incha allah ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëriñ bi na nga def. sant yàlla baax man a Baara Cissé. Baara Cissé ñu ngi leen nuyu Baara. waaw ñu ngi leen di fay di nuyu sa invité boobu. mi ngi lay fay bu baax. waaw ñu ngi kontaan bu baax a baax ci émission bi nu muy doxee. merci beaucoup. di leen jaajëfal bu baax a baax xam naa ne yéen a ngi waxtaan lu am solo daal di gën a yéen ñi ci wér kéeram. merci. xam naa tey dama naa ne woo siyaar leen di wax ne maa ngi leen di teewlu suuf si rek. jërëjëf kon ñu ngi lay siyaar. baax na jërëjëf waay jërëjëf. merci beaucoup 33 825 18 30 ñu ngi ci wàllu coronavirus bi ak ni muy doxee ci dëkk bi jamono yi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si na nga def. soxna Ndeye Khady soxna Khady Ndiaye. soxna Khady Ndiaye. ñu ngi lay nuyu soxna Khady. ñu ngi leen di fay. alhamdulilah. ñu ngi leen di nuyu sa docteur bi sa invité bi. mi ngi lay fay bu baax. di rafetlu ni seen émission bi di doxee. merci. di rafetlu tamit ministère de la santé ni muy joxee kii ni muy waxee cas yi fi ñu toll yooyu man su ma bëggoon wax rek mooy ci ministère bu fekkoon ni cas yi nga xam ni dañuy wér ñu naan dañoo génne. suñu mënoon di ko nëbbu di ko bañ a wax booy seet moo gën. ndax lan ndax damaa bañ nit ñi naagu te boo naagoo lu olof di wax boo naagoo ñu boo daagoo ñu romb la. xam nga ñuy wax kaa yi ñu ngi koy faj ñu ne comme ñu ngi koy faj comme léegi moom mun nañoo dox mun nañoo génn mun nañoo dox heure bi mun nañoo dox fu ñu dugg mun nañoo dugg fu ñu neex. waaw su ma sañoon daal man loolu daal mun nañ ko souligner. ñu war a nëbb daal kaa yi nga xam ne dañoo wér daal ñu koy nëbb. d'accord ok macha allah. merci beaucoup 33 825 18 30 ñu ngi ànd ak Val d'Afrique moo leen di may seen émission allo docteur talaata bu nekk tey ñu ngi ànd ak docteur Alioune Badara Ly di directeur adjoint COUS ak expert également ci wàllu gestion des interventions d'urgence sanitaire bokk ci groupe multisectoriel de coordination opérationnelle bi nga xamante ne ñoom la ñu dénk xeex bi fii ci Sénégal asalaamaaleykum. maaleykum salaam Adjaratou Ndeye Khady Diop. waaw sëriñ bi. 93.2 Barka Diop Sarr. Barka Diop Sarr ñu ngi lay nuyu Barka. ñu ngi lay fay di la siyaar bu wér. di siyaar sa technicien Socé. ñu ngi lay fay. vraiment ñun dañoo ngi kontaan ci Sud FM quoi. merci surtout yow nag mi nga xam ne yow invité yi xaw ma foo leen di lijjantee ak Marie Rosalie Ndiaye.
man de da ngeen ma sensibiliser ba nga xam ne ku ma gis rek man damay jàpp ne moom mu ngi corona quoi man noonu laa koy dunde quoi vraiment. te ñun am nañ ci benn cas soxna Ndeye Khady. léegi ma doon laaj invité bi quoi. waaw. ñun ki ñu am ab commerçant bu mag la. mu dal ko. léegi ñun ñu dafa jóge Dakar indi ko. may laaj est-ce que loolu tamit explication bu ñu mën a dégg la daal ndax Dakar la jóge rek ñëw na indi na ko est-ce que c'est fiable quoi may laaj docteur te ñeen it vraiment ñoo ngi leen di gërëm parce que démb benn waay mu ngi def benn intervention ci rond-point Kër Massar tey ñu jël ci ay mesures ci Sud FM la jaar di ko wax sa xalaat démb ci loolu war na leer ñëpp te Ndeye Khady ma leen di xamal ne Sud FM ñëpp ñoo koy déglu Aly Ngouille Ndiaye du jóg ci noppam defuma ko pour politique defuma ko pour dara lu ma leen wax suba ba ngoon rajo laay wax ñëpp ñi may dégg lu ma fi wax suba ba ngoon bu dee lu baax la dana ne ma booy yaa ngi wax lu baax bu dee dama leen a wax leneen ñu naan may wàcci xeer yi loolu maa koy wax Barke Diop Sarr dëkk ci Louga waaw kon lu ñuy wax rek dafa war doon lu leer xam ne rajo bi kilifa yi ñoo koy déglu te ñeen kenn mën leen a fay Sud FM dafa jiitu woon di prévenir ñëpp ci bépp maladie Abdou Aziz Coulibaly moo koy mujjee wax raxas leen seeni loxo ba mu koy wax boobu xalaatuñu maladie yi avant corona Baye Omar Gueye invité na fi benn waaye mu ni bu ñëwee avant sax la ak yow Ndeye Khady ba ci sa docteur bii ñi nga xam ne léegi wër na fépp ñu lay gërëm ma bañ a guddal merci Sud FM jërë ngeen jëf. merci beaucoup Barke Diop Sarr ñu xool ki ciy topp kan la ci 33 825 18 30 suñu jëlee kooku ñu taxaw xam naa asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëriñ bi na nga def. soxna Ndeye Khady. waaw. yaa ngi liggéeyal Sénégal de. dañuy jéem rek sëriñ bi. billaahi yaa ngi liggéeyal Sénégal. dañuy essayer rek fooy wootee. man la Diouf normal. Diouf normal. waaw. man mi ñun ñi nekk auditeurs yi Sud FM ba war a nekk ci mbedd mi. wala ñun ñi nekk auditeurs yi Sud FM. waaw. ba nekk ne ci mbedd mi dégg li nit ñi wax ci yow. dimbali ñu ngi leen dimbali. yàlla na la yàlla taxaw yàgg docteur yi ngay invité foofu. allahumma amiin. waaw man lu ma bëggoon laaj docteur. damaa gis ci réseaux sociaux yi. waaw gel bi nga xamante ni moom la ñuy raxasoo. waaw. ma gis benn waay wane ko. daal ci jël tuuti toqal ko ci palaat. léegi daal di jël briquet tiimale ko daal di tas rek mu tàkk moom muy wax ni lii nañ ko moytu parce que surtout jigéen ñi bu tooy ci seen loxo ñi toog ci gaz yi bu tooy ci seen loxo mën na leen andi problème loolu daal laa bëggoon docteur leeralal ba xam dëgg la wala déet ba xam moom day tàkk wala du tàkk. d'accord nee na moom boo ko raxasoo see comme nga nekk ci waañ. raxasoo ko say loxo mu tooy. nee na boo jigee gaz bi sa loxo yi tàkk. d'accord loolu laa doon laaj docteur. incha allah jërëjëf Diouf normal ñu xaar kon tuuti docteur tontu ñu mën a ubbiwaat antenne bi docteur dañuy njëkkee ak Lamine Sall moom tam génn na thème bi tuuti HLM Grand Médine laajte nee na dafa dégg ne hépatite B kenn mënu ko faj ba mu wér lan nga ko ci mën wax ñu avancer ci thème bi. waaw jërëjëf soxna Ndeye Khady c'est vrai que xaw na génn tuuti. mais am na solo quand même li mu laajte xam naa préoccupation moom la waaw donc hépatite B effectivement bu la dalee mën na wér d'ailleurs mën na wér ñu bari sax d'ailleurs bu ñu ko amee après nañuy wér am na ci benn pàcc bu nga xamante ni nag nañuy dem ci stade bu nga xam ne la ñuy wax chronicité c'est-à-dire que ñoom doomu jàngoro bi day des ci seen yaram te bu ñu demee ba ci ay ati at mën na leen indil ay yeneen jafe-jafe mën na jàpp seen rees indi lu nga xamante ni moom la ñuy wax ci tubaab cirrhose ba xëy na mu compliqué donc loolu mën na nekk mais je pense que loolu mi ngi nekk di changer bu baax a baax léegi ndax programme bu ministère de la santé bi xam nga lu ñu dénk xeex bépp boo xam ni mooy xeetu hépatite defe naa def na ci ay jéego yu rëy ba léegi nii am nañu ay traitement yu bees yu nga xamante ni ñi nga xamante ni ñu évoluer vers la forme chronique am nañu ay jumtukaay yu leen di faje donc léegi voilà exactement donc léegi nii je pense que ni situation bi évolué na bu baax a baax léegi mën nañ leen faj am na ay jumtukaay yu nga xamante vraiment mi ngi fi léegi pour faj hépatite B yi forme chronique yi surtout. d'accord ñu ànd ak Bamba Sidi Mbaxane Diop nee na nit ñi dañuy fàtte que ni lu demee ni peste mosoon na am ci dëkk bi te itam ay nit faatu woon nañ donc lu mel nii su ñëwee
munta ñàkk xëy na ay nit yoo xamante ne seen bakkan dina si xot leneen ni mooy nee na bëgg na xam durée période d'incubation bi nan la nee na aussi ci ay recherche am yu mu def gis na ni virus bi dafa am lu am ay béjjën la waaye gis na ni aussi dafa bari dañ koy mel ne dañ koy chiffrer 5 20 jëm ci kaw yooyu yëpp nee na lu muy tekki. waaw jërëjëf Soxna Ndeye Khady c'est vrai que ni c'est vrai que peste amoon na fi yeneen jàngoro amoon na fi mais defe naa li nga xamante ni mooy mission bu ministère de la santé mooy aar nit ñi aar wér-gu-yaramu nit ñi. ba kenn bañ a lor donc bu amee jàngoro ju mel ni il faut ñu xeex ko. voilà mënuñu rek ni bon il faut mu am ñu mu rey. donc nañ toog jàpp suñu ñàmbur. non mënul demee noonu il faut ñu xeex vraiment contre jàngoro ji pour effectivement sauver le maximum de personnes. fexe ba nit ñi bañ ko am d'abord. et que ñi ko am ñu fexe ba vraiment taxawu leen ba ñu mucc ci mën a delluwaat ci seen njaboot mën a continuer seen dund normal donc def naa loolu lu am solo la. mënuñu rek seetaan ni bon voilà il faut mu am ñu dem donc dañu croiser les bras. donc loolu def naa du mën a sotti. d'accord donc beneen bi mooy incubation bi. alors période incubation bu feebar bi incubation suñ ko mënee tekki ci wolof mooy feebar mooy diggante période bi nga xamante jamono ji nga xamante nit ki jànkonte na wala jàkkaarloo na ak. doomu jàngoro bi ak jamono ji nga xamante ni ci la feebar bi di feeñ ci moom. mandarga yi diggante période bu mu exposé woo ak diggante période bi feebar bi mandarga yi commencé. loolu mi ngi varier diggante ñaari fan ba fukki fan ak ñeent. ñaar ba fukki fan ak ñeent moo tax ñi nga xamante ni nañ leen di isoler justement pendant 14 jours. loolu mooy tolloog période li mu naan période incubation. parce que ci diggante boobu bu fekkee am nga doomu jàngoro bi ci diggante boobu lay feeñ en général. virus bi am ay béjjën. waaw loolu tamit dëgg la bon en fait image yu virus bi ci microscope effectivement dafa mel ni dafa am ay béjjën comme ni mu ko waxee. ay dégg voilà dafa mel ni dafa am ay dégg. boo dégg yooyu moom moo tax d'ailleurs sax. virus bi ñu tuddee ko coronavirus. parce que dafay niroog effectivement couronne boo koy xool ci microscope donc turu virus bi foofu la jógee. te loolu dafay nekk ay ni ñu koy waxee français ay protéines yoo xamante ni day jouer ci capacité virus bi mu dugg ci biir cellule nit ki nga xamante ni moom la infecté. donc loolu tamit déjà sax xam naa ni yenn xeex yi pour wutal ko garab ak yu mel noonu ñu ngi wax ci chloronique ak yu mel noonu. ci foofu lay intervenir. pour mën a fexe ba doomu jàngoro bi du mën a dugg. ci nga xamante ni mooy cellule nit ki nga xamante ni moom la infecté. donc effectivement noonu la mel ci microscope dafa mel ni dafa am ay dég ñu nga xamante ni day jouer ci capacité ci virulence su doomu jàngoro bi virus bi. lu tax mu am nekk ay 19 20 nangam ak ànd ak i chiffres. waaw man nag vraiment jàpp moon sax ñaata la man daal dinaa gis ni xam na am na ay béjjën rek mais xam naa xëy na ñi nga xamante ni ay spécialistes ay virologistes lañu. xëy na ñoom ku leen laaj loolu daañu la ci mën a voilà xeetu virus yooyu daañu la ci mën a indil lu leer. en tout cas li ëpp solo daal mooy effectivement wax na dëgg. ci microscope dafa am ay genre dég. te effectivement loolu moom moo tax ñu tuddee ko sax d'ailleurs coronavirus parce que day rappeler li tubaab naan couronne. d'accord Kër Massar la rappelé waatee nee na laajam daf ko gën a bëgg. da ko gën a bëgg a leerlu nee na ci wàllu nàmpal bi li muy laajte pas ci nàmpal bi directement mais diggante jegeyantoo bi nga xamante ne yaay ji dina ko jege doom ji su koy nàmpal foofu ndax am na risque leneen li aussi ci ki nga xamante ne dafa asymptomatique sëqatul tisooliwul donte sëqatul tisooliwul docteur li ndax kooku mën na wàll nit leneen li aussi nee na tëflit bi bëggoon na nga wax ko ndax risque bi ba tey mi ngi foofu la si biir. waaw jërëjëf. pour diggante yaay bi ak doom bi bu fekkee yaay bi dafa am doomu jàngoro bi ñu testé ko mu positif il faut rapidement ñu testé xale bi parce que diggante bi dafa jege yoo trop waaw moom la ñuy wax contact à haut risque. donc il faut que doom bi ñu testé ko rapidement bu ñu testé doom bi bu fekkee par chance fekk amagul doomu jàngoro bi moom il faut ñu tàqali ko ak yaayam. buñ ko bàyyi ak yaay il faut ñu tàqali ko ak yaay il faut ñu tàqal buñ ko bàyyee da koy wàll yëpp dañ koy arrêté il faut ñu sàkk ci pexe donc pédiatrie ñu ngi fii souvent ñoom la ñu liggéey ñu jox ñu ay xalaat naka la ñu mën a fexe ba en tout cas période bi nga xamante ni tàqale nañ ko ak yaayam ñu mën a xale bi du manqué dara ñu mën ko toppatoo ni mu waree. donc am nañ ci ay âge yu tamit noonu fii Sénégal. am nañu effectivement ay yaay ak doom. mais effectivement noonu lay demee. ba am na ñoo xam ne malheureusement yaay bi comme dafa jege doom bi trop le temps que bu ñu gisee yaay ji mu positif rek souvent day fekk ni. doom bi am na ko donc à ce moment lañ leen di boole téye leen entrer leen hôpital ñoom ñaar en même temps. mais si par chance fekk nañu xale bi amagu ko à ce moment nag il faut ñu séparer ko ak yaay. voilà am nañu ay cas yoo xamante ni
papa bi am na ko yaay ji am na ko par chance xale yi amaguñ ko woon bon ñu séparé papa séparé yaay. donc situation vraiment bu compliqué la bu doy waar la day indi ay yeneen problème moo tax bon ministère di liggéey ak yeneen association am nañu ministère de la santé xam nga dafa am ministère de la santé action sociale donc action sociale ñu ñuy jàppale pour partie yooyu nga xamante ni vraiment dafa xaw a jafe assistance yooyu ñoom ñu mën ci taxaw ci côté boobu noonu asymptomatique bi sëqatul ci soliwul ndax mën na wàlle alors li ma koy wax foofu mooy que ni comme ni ma ko waxee rek saqat bi ak tisooli bi moo gën a gaaw wàlle mais nit ki nga xamante ni daf ko am xëy na mën na saqat fu nga xam fekke woo ko mën na tisooli foo xam xëy na mi ngi ci loxom li am solo rek mooy bu fekkee saafoonte nga ak nit kooku jege nga ko rek contact nga quel que soit alpha ngeen bokk bool saqatul tisoolul mais bu ko amee rek te fekk yow am na fu nga xamante ni yaa ngi moom saafoonte ngeen fenn bokk ngeen même environnement bi am na lu ngeen seq rek yow déjà da ngay nekk contact mais docteur ñi nga xam ne dañoo asymptomatique yéen waa hôpital naka ngeen def par exemple identifier leen parce que ñi ngi ci suñu biir xëy na peut-être te yow doo ko mën a xam moom wanewul benn màndarga moom ci boppam yow mi dëkk ak moom itam gisuloo muy génn benn màndarga. waaw loolu dëgg la mais xam nga te loolu dafa am solo parce que dafay bokk ci li nga xamante ni mooy faciliter circulation virus bi ci biir askan wi parce que ki nga xamante ni dafa am feebar bi te asymptomatique day wàlle waaw dafay wàlle ki nga xamante ni am na ko te feebaragul tamit gis nañu ni benn fan ba jëm ñetti fan avant muy commencer di am feebar am mandarga feebar bi aussi mën na wàlle xam nga loolu dafa compliqué souvent dañu doon laaj mais ndax ngeen def ba aéroport mu am caméra thermique mu am thermoflash te du ngeen gis nit ñi nga xamante ni am nañu jàngoro ji dugg parce que bu ñu dugg ci xëy na am nañu feebar bi mais seen yaram tàngul wala asymptomatique lañu comme ni nga ko waxee léegi amuñu benn signe ba bu beebaa caméra thermique du la gis du la jàpp boo duggee ba ci biir askan wi nag ci ngay commencer di am yenn kii ñu mën la jàpp mais li nga xamante ne moom lañ koy gisee mooy que ni bu fekkente na nga jege ay cas yoo xam ne nga am dañu am benn cas positif ñi ko jege trop dëkk ci même kër gi souvent nañ leen di tester même bu fekkente ni amuñu ay signes automatiquement nañ leen tester et donc effectivement noonu la ñuy gisee nii am na ay ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ci environnement bi ñu positif donte yëgooguñu dara seen yaram mais day permettre ñu teel leen a génne teel leen a isolé te loolu dina jàppale bu baax ci wàññi transmission bi. d'accord tuflit risque bi ak jàngoro. waaw mooy li ma wax sànq rek c'est-à-dire que tamit contact la rek moom boo amee ku am cas bi. yow ngeen seq boolu rek contact nga yow il faut que ñu isoler la il faut que ñu tester la. loolu rek moo ci am solo. voilà boo nekkee contact bu xëy na mën nañu ko sax séparer contact au risque ak bas risque ak yooyu mais li ëpp solo mooy boo seqee ak dara ak koo xam ne dafa am cas positif ngeen mës a nekk ci même environnement. ngeen mës a bokk lekk. ngeen mës a bokk lii wala lële. bokk kër quel que soit alpha yow contact nga. li ëpp solo mooy nañ la ber. suivre le pendant 14 jours bu fekkee diggante bi am nga ci ay mandarga feebar bi ñu testé la xool boo xam. bu fekkee positif na ñu yóbbu la fi nga xamante ni foofu la ñuy fajee ñu am coronavirus. mais daal boo seqee dara ak xam dafa positif soit na ngeen a bokk bool ak na ngeen ko mënti bokkee. jege nga ko laal nga ko ci contact nga voilà exactement. d'accord buun la ñuy dem ak monsieur Samba nee na bëggoon na xam différence diggante vaccin ak essai clinique. ensuite ki nga xamante ne dafa feebar ci jàngoro ji ba wér ndax kooku su nekkaatee en contact ak doomu jàngoro bi mën na récidiver waat amaat jàngoro ji. waaw question bu njëkk bi vaccin ak essai clinique xam nga essai clinique dafa nekk benn naka laa koy waxee sax benn ni ñuy tester ni ñuy fabriquer gis nga garab bu ñu koy defar. wala ñàkk bu ñu koy defar duñ ko tëb rek jox ko nit ki wala ñu tëb rek. injecté ko nit ki dafa am étape yu muy jàll. étape yooyu ñuy jàll ñu koy testé. xam ne nañ koy defar nañuy defar molécule ba ca laboratoire bi. commencé ko testé ci ay rabi àll. commencé ko testé ci nombre nit bu limité. jóge ci moom dem ci nombre nit bu gën a bari. di def ay calcul di comparer waa def par étape def ay groupe di comparer jox ko ñii bañ ko jox ñee di xool naka lay. ñi ko am ndax am nañu lu mu leen indil en plus par rapport ak ñeneen ñi loolu la ñuy wax essai clinique. mooy évaluation bi daal étape la yoo xam ni balaa ngi nit médicament di am li ñu naan autorisation de mise sur le marché il faut mu jaar foofu. mais loolu la ñuy wax essai clinique. ay essai la yoo xam ne ñuy xool nag garab bi
am na loraange. am na efficacité. yu mel noonu. bénéfice risque beeg yooyu yëpp nañ ko ciy calculer. bu xool ba xam ndax mën nañ ko jox doomu aadama. d'accord en fait finalité bi mooy nañuy def essai yi pour xam ndax garab gi am na lu muy jariñ. ndax mën na faj. ndax gën naa efficace garab yi fi nekkoon. est-ce que mën nañ ko autoriser nit ñi di ko jël loolu phase processus boobu moom la ñuy wax essai clinique. kon su paree mooy nekk vaccin. voilà léegi non parce que même ay garab ay comprimés nii mën na jaar foofu. ay vaccin itam même yoon la ñuy topp même chose la ñuy doon. mais vaccin mooy ñàkk rek. mooy produit fini bi waaw mooy produit fini bi nga xamante ni testé nañ ko def na ay essai clinique am. ba jeexal. ba ñu reconnaître que ni effectivement mën na protéger doomu aadama. ba ñu jox ko autorisation de mise sur le marché ñu commencé di ko jaay ci pharmacie ba demee fekk ko fa. mais balaa mu yegg ci pharmacie bi dafa jaar ci ay essais cliniques. ba pare doo di ñëw ci marché bi. malade mën na récidiver yore woon ko wér jékki-jékki dajawaat ak doomu jàngoro bi amaat. waaw loolu tamit lu nga xamante ni bu ñu nekkee di xool parce que xam nga Chine mooy première école bi. parce que fa la commencé ba ñu dem ba am ay 80 000 cas et quelques. lu ñu discuté woon la ay temps mais dafa gis nañu ne effectivement maladie bi day ànd ak lu ngay naan immunité c'est-à-dire boo ko defee di nga am immunité boo xam daf lay protéger. mais am na ay quand même nombre de cas yu nga xamante ni feebar bi dalaat na la. voilà loolu moom gis nañ ko. bariwul waaw li ëpp ci ñoom mooy bu ñu génn duñ ko defaat mais am na ñu nga xamante ni gis nañu ni effectivement amoon nañu feebar bi. ñu testé la ñaari yoon comme ni ñu koy defee fii Sénégal. à 48 heures ñu wér ñu dellu seen kër ñaari semaine ñu defaat feebar bi. waaw loolu moom am na mais bariwul voilà vraiment li ñuy jàpp mooy que ni feebar bi quand même da lay immuniser mais y a quand même des exceptions. def naa am na chinois yi def nañu ay hypothèses d'ailleurs sax naka la nit ñi di recontaminer woo. mais loolu day xaw a compliqué expliquer fii. d'accord Bara Cissé ñu ngi koy. sant di ko gërëm ci wooteem ak ay nuyoom soxna Khady Ndiaye moom ci defe naa cas guéri yi ngay wax sax ci la daal di dugg nee na dafa gis ne ci communication ministère santé souvent dañuy wax nombre de cas guéri yi nangami nit wér nañu nee na nombre de cas yooyu ngeen di lim est-ce que duñu ko bàyyi loolu la xalaat moom ndax nee na yenn saa yi xëy na soo waxee ni tant de personnes wér nañ ki waroon a gën a sàmmonte ak mesure ak ndenkaante yi dafa xelam day dal. daf naan kon kot du ma ci dee damay feebar bu ma demee ñu faj ma ñoom docteur Ly ak docteur Bousso jàpp ci ak professeur Seydi bu ko defee ma daal di wër delluwaat sama yitte donc feebar bi xëy na ni ñuy waxee ni grave sax gravewul noonu. waaw jërëjëf soxna Khady Ndiaye moom waaw xam nga mbir yi tamit waaw moom turam bi dafa neex sax parce que sama yaay noonu la tudd. macha allah donc moom sama yaay la. waaw li ci am solo mooy que ni mënuñu tamit bañ a wax nit ñi li am. waaw parce que tamit xam nga booy yoree. wërgu-yaramu askan wi mënoo leen di nëbb. waaw parce que bu nit ñi demee ba yëg ni am na loo leen di nëbb rek bis boo ñëwee wax leen dëgg tamit. dootuñu la gëm parce que xam nañ ne am na loo xam ne xëy na nëbb nga leen ko. donc transcommunication bi ci situation yu mel nii dafa war a transparent dafa war a leer. effectivement lu ñu am rek lu ñu gis ñu wax ko askan wi nii la mbir mi tëddee. lii la ñu am ci ñu feebar ñii la ñu am ci ñu nga xamante ni ñu ngi ca lalu hôpital ba ñii la ñu am ci ñoo xam ni wér nañu génn nañu ñu ngi ñibbiwaat ci seen i kër. Barka Diop Sarr Louga la wootee ndax wax na ñu ngi joog a jot seen benn cas nee na cas bi dañ leen a wax ne commerçant la ak itam Dakar la jóge ñëw Louga mais nee na daal moom wax ji dafa mel ni xawtalee xelam yéen lan ngeen xam ci cas bi effectivement ndax niñ ko waxee noonu la demee. waaw cas boobu effectivement cas bu xaw a difficile la parce que comme ni mu ko waxee effectivement xam nañ ñu ni Louga la jógee fa la dëkk cas grand commerçant la comme ni mu ko waxee. mais cas communautaire la li ñu xam effectivement mooy que ci fan yi ci fukki fan ak ñeent yu mujj yi ñëw na Dakar. mais ba léegi ñëw na Dakar delluwaat Louga. waaw mais ba léegi ni xamuñu. fu mu jëlee feebar bi loolu mooy jafe-jafe bi. voilà xam nga cas communautaire moom loolu mooy problème mooy nga doo xam nit ki ku ko wàll. mais ñëw na Dakar donc mën na am Dakar la ko jëlee. waaw parce que Louga amuñu woon cas bu boobu daal donc y a forte chance que ni xëy na Dakar la ko jëlee surtout que dem na ci district bu nga xamante ni xam nañ ni feebar bi am na fa. donc voilà donc loolu daal lañ ci xamagum. loolu piste la bu nga xamante ni. suñu équipe d'investigation yi ñu ngi ci. ñu ngi creuser ñu ngi xool pour jéem a déterminer nit kooku kilifa kooku fan daal la jaar. ba mën fa jëlee doomu jàngoro bi trajectoire bi balaa muy delluwaat Louga. d'accord ñu jeexalee ak Diouf normal moom dafa woote ne
dafa gis ci réseaux sociaux yi ku ne gel bi nga xamante ne sànq moom lañ doon wax ne soo amul ndox ak saabu nga utiliser ko nee na waaye si dafa jël gel bi sotti ko ci plate jël briquet taal nee na pour wane que ni gel bi dañ ko war a moytu ñun ñëpp ndax jigéen ñi nga xamante ne ñuy faral di nekk souvent ci waañ ku ko ci def ci sa ay loxo su woowagulee soo jegee taal bi mën na lakk say loxo. waaw loolu tamit man sax gis naa vidéo bi waaw ñu ngi koy mais defe naa loolu day yàq bu ñu ko jox solo trop. parce que alcool aussi c'est volatile donc boo ko utiliser ba pare dootul tax sa loxo day après bu liggéey li bi liggéey après day daaw donc effectivement am na alcool donc alcool xam nañ day tàq mais ñoo ko utiliser ak conditions yi ñu koy utiliser alcool bi c'est vraiment volatile donc day dem donc y a vraiment pas beaucoup de risques sauf xanaa nga def ko sa bopp ba mu fees ba loxo bi tooy xepp nga dem ca gaz ba tiimale ko foofu te defe naa nit ki quand même loolu kenn du ko def donc ci utilisation normale bi vraiment amul benn risque par rapport ak bu tàkk sa loxo wala yooyu. docteur Ly lan la ñu war a ragal ci cas communautaire yi comme sànq ni nga ko waxee. waaw cas communautaire yi soxna Ndeye Khady xam nga jafe-jafe bi mooy du ñu xam kan moo ko wàll. te loolu problème bu rëy la parce que boo xamul nit ki kan moo ko wàll. day mel ni am na benn cas bu nga xamante ni mi ngi feebar bi di doxantu ci biir askan wi di wàllaate te xamoo kan la. waaw loolu mooy problème bi. mënoo ko napp daal ba mënoo ko napp di nga xam ni kii moom wàll nañ ko. mais kan moo ko wàll day nekk problème bu rëy pour nga xam ko. et donc loolu dafa nekk lu nga xamante ni facteur la bu xam ne potentiellement mën na compliquer tuuti situation bi. moo tax ñuy moytu cas communautaire yooyu. fii ci Sénégal fi mu ne nii bu ñu doon xayma ñaata cas communautaire la ñu toll après depuis le début. bon fi ñu toll nii ñu ngi ci fukki cas communautaire. nan la ñu ko tasaaree ci réew mi. alors donc am na cas communautaire Touba xam nga premier cas communautaire Touba lañ ko amee. am na ay cas communautaire Louga ki ñuy wax léegi nii. Saint-Louis amoon na cas communautaire aussi. Kër Massar am na cas communautaire. mi ngi commencé tasaare voilà donc am na ay cas communautaire du xam dafa tas benn fii. mais amaguñu grappe yoo xam ni vraiment xëy na. ci cas communautaire la ñu jógee xëy na chance boobu la ñu amagum. mais am nañu quand même benn cas communautaire boo xam nañu am na ñu mu wàll. mais lu ci ëpp daal cas communautaire wàll gu ñu gisuñu ñu mu wàll keneen. ñoom cas communautaire yi ñu wàll keneen am na ci nag cas communautaire boo xam am na ñu mu wàll loolu xam nañ ko. mais risque bi daal mooy cas communautaire bi nañu ko war a limiter. te limiter bi mooy que ni mesures yi nga xamante ni ñu ngi koy wax ni nañ ko war a respecter wàññi vraiment distanciation sociale beeg yu mel noonu parce que bu baree effectivement mën na compliquer trop situation mais pour l'instant en termes de pourcentage suñu cas communautaire yi ça tourne autour de 4% ci cas yi nga xam moom la ñu am yëpp. moom ngeen amagum yëpp. ci réseaux sociaux yi aussi dañuy faral di wax ne ci ay xibaar le fait que nga wax kese wala nga noyyi mën na yóbbu doomu jàngoro bi ci keneen. est-ce que lu ñuy mën a firndeel la wala. waaw dégg naa ko ñu ni bon booy wax sax mën nga wàll effectivement dañ koy wax ci réseaux sociaux yi mais en tout cas bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ni moom la OMS wax. ba ci discours bi nga xamante ni seen directeur général moom la mujj a def démb rek mi ngi ci dellusiwaat OMS daal ñaari moyens yi ma wax fii sànq. mooy direct mooy nit ki saqat wala mu tichooli. wala mu tichooli ci benn surface nga ñëw laal surface boobu muy contact. Transmission maniportée. yooyu daal la ñu xamagum. loolu moo wóor loolu moom c'est établi. mais yeneen yi daf boo waxee rek wala virus bi daf koy topp comme ni poussière wala booy tux cigarette ni cigarette bi di tas nii ci jaww ji. nit ki mën na wax dem nga romb fa jël ko yooyu moom c'est pas encore avéré. d'accord ñu ubbiwaat antenne bi kon ci 33 825 18 30 ànd ak docteur Alioune Badara Ly directeur adjoint centre des opérations d'urgence sanitaire. tey moom la ñuy dalal ci coronavirus bi ñu xool ko si topp asalaamaaleykum. maaleykum salaam madame. sëriñ bi na nga def. maa ngi jaar bu baax alhamdulilah. alhamdulilah fooy wootee. Thiès laay wootee. Thiès Mamadou Mbaye. Pape Amar Mbaye. Pape Amar Mbaye. waaw di leen encouragé ci émission yu mel nii. merci. parce que en fait mi ngi participer ci éducation population bi. mi ngi participer bu baax a baax ci la lutte contre le Covid-19. mais dafa am benn émission seen benn nattaangoo bu ngeen invité woon qui était atteint de coronavirus du journal je crois RFM nga baal ma sax ci lii daal mais en fait dafa wax doon expliquer ni mu ko doon traité. mais à ma grande surprise dama tourné ci dëkk bi dafa tuddoon benn produit bu tudd drill ni dañ ko doon jox siro drill
ak chloroquine ak je ne sais pas paracétamol. Mais à ma grande surprise sànq dama dem pharmacie doon jënd benn médicament. Et je me suis rendu compte que y a avant ñu may servir il y a 2 ou 3 personnes qui sont venues pour demander sirop. Est-ce que je me fais comprendre? Alors léegi nag bon ma ne woon bon dinaa dugg ci émission bi pour vraiment sensibiliser nit ñi sensibiliser docteur aussi boo xoolee docteur aussi mu wax nit ñi sur l'automédicamentation parce que jëlal sa bopp ay produits ay produits pharmaceutiques à la limite man je crois que c'est un peu dangereux pour la population parce que du organisme bu nekk moo am yenn réaction yi ci du organisme yi yëpp a yematu réaction ci yenn produits yi léegi da ngay gis nit boo xam ne day sëkkat rek depuis que bi mu waxee li ñu ko doon faje au niveau de l'hôpital cette personne atteinte du coronavirus da ngay gis nit boo xam ne day sëkkat rek commencé dem commencé jaay ma ci jaay ma paracétamol jaay ma lii alors donc loolu vraiment je voulais attirer l'attention de docteur mu waxtaan ci ak nit ñi daal. D'accord merci beaucoup Serigne bi. ñi ngi àndoon ak Pape Amar Mbaye doon woote Thiès 33 825 18 30 ñu jugee capitale du rail xool kuy egsi asalaamaaleykum. waaw ne xarit. waaw. waaye damay remercier docteur. mais léegi bi may tontu. waaw. j'ai comme l'impression man dama neen maladie bi ñëw na dugg na nañ ko seetaan daal mu def lu ko neex mu gën a jaane. non j'ai pas dit ça. il faut jamais qu'on se constitue en victime expiatoire. Il ne faut pas qu'on se constitue en victime exploiteur. Tout à fait. Parce qu'en fait, s'il y a un ministère de la Santé, il faut que les ministres fassent leur travail. D'autant plus que nous avons eu de très bons ministres de la Santé. Hein, depuis, comment il s'appelle encore, Matar Ndiaye, Abdou Fall, Ousmane Ngom, Oumar Koul et Diouf Sarr. Donc, moi, je ne peux qu'applaudir ces ministres-là. Et surtout Diouf Sarr, d'autant plus que moi, il habite le Caire comme moi. Et ma femme porte le nom de la mère de sa mère. Vous voyez? Donc nous sommes impliqués, imbriqués. Donc je n'ai pas dit ça. Hein. Nous devons nous battre. Hein. Et je ne voudrais pas que la radio écoute partout, qu'on dise que Bamba a baissé les bras maintenant. Non, je ne serai jamais un lâche. Je dirai toujours aux gens de se battre. Et surtout de nous battre contre l'Occident. On doit se battre contre l'Occident. Ce sont ces gens-là qui nous ont mis dans cette berge-là. Excusez-moi le terme. Nous devons nous battre, nous devons continuer à nous battre, nous les Africains, comme les Cheikh Ahmed Touré. Nous sommes des révolutionnaires et nous allons continuer à être révolutionnaires. Merci. Merci beaucoup Bamba Sidi Mbaxane ñu xool kan moo ci topp ak laajam asalaamaaleykum. salaamaaleykum. sëriñ bi na nga def. ñu ngi soxna ñu ngi leen di ziar. ñu ngi lay delloo ziar fooy wootee. maa ngi wootee Dakar HLM. HLM. waaw d'accord ñu ngi lay déglu. maa ngi tudd Mame Cheikh Ibrahima Ndim. Mame Cheikh Ibrahima Ndim. oui. Mame Cheikh ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di ziar bu baax. alhamdulilah. waaw man noo bëggoon ginnaaw bi ñu remercier docteur bi ak di leen remercier yow mi def émission bi. dañoo bëggoon docteur mu expliquer tuuti maanaam lan mooy virus. waaw ndax dama jàpp ne tey ñu bëri dañuy jaawale lan virus bi nga xam ne moom micro-organique la ak bi nga xam ne mooy virus bi nga xam ne moom la nit ñi di defar di ko def ci matériel info électronique ordinateur yeeg yooyu. donc ma bëggoon nag léegi du ñu ko mënee leeral mu gën ñu koy leeral. léegi deuxièmement bëggoon naa tey moom mu expliquer est-ce que information yi nit ñi di jàllale naan virus bi ñëw tel pays moo ko defar pour xeex tel pays est-ce que loolu scientifiquement mën naa ne est-ce que mën nañoo defar benn laboratoire mën naa créer benn virus boo xam ne vu que duñ gisee ne virus ak niñ ko xamee ne moom noonu la bindoo est-ce que nit mën na koo mën a defar. d'accord donc ñaari question yooyu laa bëggoon mu gën ñu see leeral daal. d'accord jërëjëf suñu mbokk boobule Mame Cheikh Ibrahima Ndim doon wootee HLM 33 825 18 30 ñu ngi ànd ak Val d'Afrique ak Ordre des médecins ak Sud FM asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. ñu sant yàlla bu baax. nga baal ñu nga fay sa rajo ndax ñu mën a déggante bu baax ay ca waa bisimilah fooy wootee. maa ngi wootee Caaroy. Caaroy. waaw. ay ca ñu ngi di la sant. merci. di la ñaanal. amiin. di rafetlu émission bi. merci beaucoup. waaw ñu bëgg na laaj docteur. waaw feebar bi maanaam. dañ doon wax naan comme ngat bi mu amee ñu naan da koo tisati xaw ma daaw sonal nit quoi ñu ne da koo tisati. ngat. waaw. comme bu amee bu njëkk daan na tisati nit ñu ne da koo tisati quoi daaw ko tëral. ndax feebar bi dina def loolu wala déet. ak xaalis bi ñuy joxe ndax jàngoro bi day ne ci xaalis bi
wa ilaa du ci nekk loolu laa doon laaj maanaam nu mu mën a taxaw ci xaalis bi jàngoro bi. d'accord loolu laa doon laaj ginnaaw bu la santee di la ñaanal. di kontaan ci jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup ci ñaan yi 33 825 18 30 ñu xool kan mooy ñëw asalaamaaleykum. sëriñ bi na nga def. nga baal ñu yëkkati sa kàddu ci kaw ñu dégg la. waaw jërëjëf di sant. fooy wootee. Géejawaay. Socé dafa mel ni déggante wuñu bu baax ak waaye si ci ligne bi. Géejawaay d'accord ayca. ayca waa loo bëgg a xam. place yi ndékkee des fois. fi ngeen di ndékkee. waaw di teg ci assiette bi si buntu bi ak saabu. waaw. day ñëw di raxasu est-ce que saabu boobu du provoqué aussi jëli parce que ci ñuy raxasu teg ko moom te dañuy raxasu saabu. ni ngeen di awantee saabu bi daal nga bëgg a wax. waaw fu ñuy dugg daal di ndékki yi raxasu. beneen bi aussi si oto yi da ngay gis ki ñëw jàpp la nga jàpp si wàcc daal ndax dama war a raxasu wala déet ak ñu ñëpp ñu bëgg si oto yi dina kii daal xam nga yooyu du yoon daal mais ni ku ñaawal nit ñi kon daal laa doon laaj daal waaw. baal ma nga baamtu li nga wax ci oto yi sëriñ bi dégguma ko bu baax. waaw oto yi comme boo jàppee nii bay wàcc daal. waaw. waaw ndax da nga war a raxasu wala déet. ndax boo ñibbee sa kër da nga war a raxasu. waaw. d'accord waaw seen liggéey ji waaw. jërëjëf. merci beaucoup 33 825 18 30 ñu am kenn taxawaat Socé ba ci kanam tuuti su dee temps bi may nañu ko. ndax waxtu baa ngi jege. asalaamaaleykum. maaleykum salaam na ngeen def. ñu ngi sant bu baax sëriñ bi. maa ngi wootee Kër Massar ni waaw ñu ngi lay déglu. am na ku jigéen ku woote sànq ne waratuñu wax sa nit ki daal wër na quoi comme la ñuy waxee cas jéeri. parce que day tax nit ki naagu mais man dama wax le contraire bu fekkee ne nit ki dafa feebar waxuñu kenn ne diw wër na. dañuy wax bon ku feebar te du am fitu dem daal day wax feebar bi day bugg di reyee donc il faut ñu wax diw wër na daal loolu laa bëggoon wax benn. allo. waaw ayca. ñaareel bi ku sëqatul wala tuseeluwul nan nga mun a wàlle yow sëqatoo tuseeluwoo nan nga mun a wàllee keneen daal loolu xaw na ma jaaxal par quel moyen bu fekkee ne yow génnewoo benn gouttette. d'accord allo. ñaareel beneen question bi dama déglu démb benn rajo. benn pédiatre mu ne boo amee coronavirus mun nga nàmpal loolu moo tax sànq ba doon laajte question bi. te bu fekkee ne loolu fin bi wala mu woowee fin bi mun naa woote ma wax leen fan la ngeen déglu ko mu pédiatre bi nee ne bu am coronavirus di nàmpal mun nga nàmpal sa doom dama ko enregistré sax te benn chaîne rajo fii la Sénégal. bu buggee sax fin bu buggee sax bu fin kii bi bu woowee ma mun naa woote wax fan la mu déglu ko. d'accord ok jërëjëf. merci beaucoup sëriñ bi mi ngi doon woote waatee Kër Massar su fekkee amul ko rëcc kon ñu daal di demaat ci tontu yi ànd ba tey ak docteur Alioune Badara Ly directeur adjoint bu centre des opérations d'urgence sanitaire docteur dañuy dem kon ànd ak waa Thiès Pape Amar Mbaye moom nee na dafa déglu ci benn rajo benn malade doon wax que ni ci biir traitement am dugalal nañ ko ci benn tuuru sirop mais nee na li ko jaaxal mooy dafa dugg moom sànq ci benn pharmacie foofu la ci Thiès gis ñaari nit ba ñett yu taxaw di laajte sirop boobu donc automédication commencé na boobu comme ni ñu ko doon defee ci chloroquine. waaw xam naa xëy na ki wér ci coronavirus bi. tudd garab boobu ci rajo xëy na dafa defaale publicité garab boobu mais warul tax tamit nit ñi di voilà jóg rek dem di pharmacie di ko laajte parce que bon c'est vrai que drill pour saqat la am naa moo tax ñu boole woon ko traitement bi mais daal automédication moom d'une manière générale moom ñun en tout cas waa kër docteur na mën nañ koy parce que yenn saa yi ay lor yu rëy moo ci voilà lor yu rëy moo ci nekk bu ñu la ko bindalee bu fekkente ni ñi dem di ko jënd xëy na nañu daje rek que nañ leen ko bindal à ce moment là amul problème mais fekkee prescrire luñ leen ko bindaluñ leen ko ñu dem di ko jëlal seen bopp rek noonu loolu moom baaxul d'accord voilà d'une manière générale daal ak automédication moom def naa docteur yëpp d'accord nañ ci ko ba pare dafay indi souvent tension ci stock yi parce que indi tension ci stock yi parce que bu ñëpp dawee ni wuti benn garab day indi jafe-jafe bu boobaa xëy na sax ñu ngi ko soxla ñu bindal leen ko bu ñu demee duñ ko fa fekk voilà exactement d'accord kii jaarul ci ligne bi sama téléphone la jaare par message mu di Mbagnick Diouf di Oxygène bokk ci kuréelu taskatu xibaar yi nga xamante ne ñuy toppatoo wàllu wér-gu-yaram mu yóbbante ne mi ngi lay nuyu docteur Ly mais aussi laajam nee na dafa jël émission bi en cours donc xamul ndax wax nga ci wala waxuloo ci mu dellu siwaat nee na ci wàllu masque ak gant ak forte utilisation bi ci am ban lañ ci recommandé naka lañ koy utiliser
ndax masque artisanaux yi nga xamante ne moom la ñuy main d'œuvre locale bi di def itam ndax conseillé nañ ko tontu nga ci sànq waaye comme nee na daf ñoo dab soo ko mënee baamtuwaat. waaw jërëjëf son Ndeye Khady Mbagnick defe naa xam naa ko defe naa ni tur bi le nom me dit quelque chose. maa ngi koy gërëm aussi di ko sant di ko delloo nuyoo. bon defe naa kii bi wax nañ ci masque bi. waaw masque daal li ñu ci mën a wax mooy dafa am yoo xam ne nañ ko recommandé mooy officiel yi nga xamante ni mën nañ ko amee ci PNA wala ci pharmacie yi. mooy masque yoo xamante ni ça répond aux critères. maintenant comme ni ñu ko waxee woon aussi artisanat local bi mën nañ ci engagé wu. mais produit il faut ñu valider ko donc il faut moom instance boo xam moo koy valider parce que aussi il faut pas que nit ñi am ay fausses certitudes takk masque yaakaar ni ils sont protégés fekk masque bi amalu leen benn njëriñ en réalité par contre gants yi man personnellement dama ci am beaucoup de réserve je pense que ni autant masque yi c'est tout à fait indiqué nit ñi ni ko sol mais gants daal defe naa ni pour man jaru ko trop waaw pour man gants parce que li ëpp solo mooy raxas sa loxo raxas sa loxo fréquemment raxas sa loxo mu am gant mu bañ a am gant raxas sa loxo loolu moo ci ëpp solo boo tax gants yi je pense que ni comme daal ni ma ko xalaatee moom c'est une fausse protection voilà pour man c'est une fausse protection jaru ko il faut vraiment li ëpp solo mooy nit ki nay raxas loxoom autant que possible booy génn na nga raxas say loxo booy dugg si ci kër gi na nga raxas say loxo je pense que loolu moom moo ëpp solo sol gants yu nga xamante gants duñ ko sol nii rek continuer gis yenn saa humidité bi voilà ay gants c'est plastique donc sol ko lu yàgg dafa sa loxo day tooy ak yu mel noonu ñàkk ci biir te gants na nga koy sol daal pour def dara boo defee loolu ba pare nga dindi ko sànni mais sol gants rek à longueur de journée voilà bëgg yendoog moom defe naa ni loolu moom c'est pas une pour moi c'est une fausse protection boo ko solee il faut nga raxas sa loxo de toute façon boo ko sol tamit il faut nga raxas sa loxo donc autant nga bañ ko sol tamit te raxas sa loxo foo toll mu set. d'accord ensuite beneen bi. HLM la ñuy dem. ak maam Cheikh Ibrahima Ndim. nee na virus dafa bëgg nga expliquer lan mooy virus ndax nee na moom ci environnement am gis nañoo xamante ne virus bi ñuy wax nii dañ koy jaxase ak virus yi nekk ci ordinateur. waaw bokkul nag vraiment bokkul. virus bi doomu jàngoro bu xamante ni ci biir nit ki lay dugg. waaw indil ko jàngoroy feebar. bon yeneen virus yi ñu wax ci informatique nag moo xëy na. par analogie xëy nañu ko wax ci français lañ ko voilà lañ ko tuddee noonu seen effet yi xëy na benn parce que bu duggee day yàq tamit day yàq machine bi mais bokkul la vraiment tur bi rek ñoom la ñu bokk la ñu daje mais bokkuñu parce que fii li ñu intéressé mooy vraiment virus bi nga xamante ni day dugg ci yaramu doomu aadama indil ko loraange comme ni nga xamante ni noonu la ñu nekk di ko dundee actuellement ak coronavirus bi d'accord nee na itam dinay dégg ci xibaar ñu ne virus bi benn dëkk moo ko fabriqué pour xëy na am na lu mu ci jublu nee na ndax xeetu xibaar yooyu dañ ci war di bàyyi xel wala. waaw loolu wax nañ ci aussi lu bari def naa jaar na ci réseaux sociaux yu bari. am na ay laboratoires yu ñu cité mais am ma connaissance amul preuve. njort nañ ko am na ñu ko wax. am na li tubaab yi naan ay théories complotistes. yoo xam ne ñu wax ne effectivement nañ ko defar mais amul preuve. mais je pense que ni potentiellement laboratoire yi am nañu technicité ak capacité boo xam ne xëy na yu mel noonu mën nañ ko def mais à viser xëy na leneen loo xam ni voilà liñ ci séntu mais techniquement war na mën nekk mais amuñu preuve que ni bii nga xamante ni moom moo nekk di circuler en tout cas souche bu bees la mësuñu ko xam donte famille bi mu bokk xamoon nañ ko waaw parce que joxe woon na ay feebar avant donc amul preuve que ni effectivement nañ ko defar ci laboratoire. d'accord caaxooy la wootee nee na yenn saa yi nga dégg ñu ne diw dafa ngas daf ko tisati ndax coronavirus bi mën na tisati nit ensuite xaalis manipulation ndax risque bi tam mi ngi si. waaw tisati bi xëy na mooy tableau boo xam ni dafa xaw a simple. dafa mooy cas yu simple yi la. xëy na yi asymptomatique mooy asymptomatique bi waaw wala nga am ko xëy na saqat su ndaw yaram bi xaw a tàngas tuuti rek après nga wér. xëy na loolu effectivement. mën nañ ko méngale ak tisati bi ñuy wax ci ngas parce que ngas tisati bi souvent day nekk ci xale yoo xam ne dañ leen ñàkk ba pare xam ne daañu def ngas bi mais forme friste quoi forme simple la ñuy def du ànd ay complications yu mel noonu donc bii aussi effectivement ci coronavirus am nañu ay cas yoo xamante vraiment ay cas yu simple la yoo xam ne te defe naa sax ñoo ëpp ci suñu structure yi actuellement ay cas yoo xam ne c'est des cas asymptomatiques donc amuñu benn problème waaw ñu ngi foofu ñu ngi waxtaan ñu ngi wax dañ leen isolé quand même ñu ngi ci mais ils sont conscients mais ah oui absolument ils se plaignent de rien donc voilà mais par sécurité il faut quand même que ñu garder foofu pour ne pas que ñuy entretenir transmission bi ci communauté bi
xaalis manipulation. waaw xaalis comme yeneen objets yi rek bu fekkente ni c'est souillé bon parce que ku ko yore woon xëy na voilà touché na ci wala dara boo ko yoree effectivement mën nga jël aussi mën nga si jël doomu jàngoro bi donc daal mooy contact indirect bi rek. waaw mi doon wax sànq mën na nekk loquet buntu mën na nekk rampe escalier mën na nekk kaas booy naane mën na nekk clavier. ordinateur mën na nekk téléphone portable bu ngeen di paasante. waaw loolu yëpp mën na nekk. mooy contact indirect bi rek c'est-à-dire nit ki xam moo am doomu jàngoro bi. touché lu ci wala mu saqat ci wala yu mel noonu en tout cas mu contaminé ko. wala keneen koo xam ne loxoom amoon na doomu jàngoro bi dem laal ko ñëw jox la ko effectivement bu boobaa tamit mën nga yow tamit nga jël virus bi à partir de objet boobu nga xamante ni moom moo suyee. waaw teg paan boole ci saabu ñuy laal saabu bi di raxasu ku ci ñëw laal saabu bi dem awante saabu boobu waa géej waaye ko laajte ndax am na risque. ensuite nga dugg ci moyen transport lu demee ni car jafandu nee na ci tey ci kii rampe yi par exemple xëy na wàcc ndax nee na soo ci jógee sa kër loolu war na tax nga raxas sa loxo itam. absolument pour répondre question bu njëkk bi defe naa ni awante saabu voilà exactement awante saabu non saabu moom defe naa doomu jàngoro mun ci dund. waaw donc kooku moom amul benn problème au contraire il faut l'utiliser raxas sa loxo. donc même bu fekkee nit ñu bari ñoo koy laal amul benn risque. il faut nga continuer di mën nga ko utiliser raxas ci sa loxo moo gën a wóor ko bañ ko def. maintenant rampe yi effectivement ci sunu moyen de transport en commun yi lu am solo la. defe naa temps yi sax gis naa ni car yu bari ñu ngi ciy góorgóorlu. di nettoyer sièges yi di nettoyer accoudoirs yi di nettoyer rampe yi. defe naa sax ay injonction yoo nga xamante ni ministère du transport daf leen ko jox la. ànd ak boole ci maintenant wàññi seen nombre de nit ñi xam moom la ñuy jël ak yu mel noonu. donc rampe yi effectivement moyen la boo xam ni mën na nekk moyen de transmission. donc vraiment ñuy encourager aussi chauffeurs yi ñu góorgóorlu ci loolu di nettoyer oto yi chaque fois ñu décharger ñu nettoyer désinfecter balaa ñu jëlaat ay yeneen nit. donc loolu am solo la te ki nga xamante ne aussi dafa génn këram dem dellusiwaat laal rampe wala bañ a laal rampe pour man daal booy dugg sa kër. voilà boo génnee. dem dox sa ay soxla booy dugg sa kër première chose balaa ngay jox kenn loxo raxasal say loxo ba pare. waaw loolu daal lu xam ne lu ñu dénkaane la raxas loxo moom du néew mukk nañ koy def autant que possible boo génnee raxasal booy ñëw raxasal sa loxo. nga laal rampe carré wala yu mel noonu wala dara daal mais raxasal say loxo daal. raxas loxo bi moom dafa war a sax waaw loolu lu ñu war a sax. Kër Massar la wooteewaat nee na moom ba tey docteur expliqué nga mais li nga expliqué ba tey ci wàllu ñi asymptomatique yi par quel moyen ndax nee na tisooliwuloo sëqatuloo nga bëgg a wàll nit. mënu ko c'est vrai que ni comme ni ma waxee rek méthode bu xam nga problème bi mooy. waaw naka ngay xamee ni nit ki bu vraiment am na coronavirus te saqatul du tout. wala voilà loolu xam nga dafa xaw a jafe moo tax ñun du ñu dugg ci voilà considération yi du ñu ci dugg. li ñuy jàpp daal mooy nit ki am na feebaram. entourage bi yëpp nañ leen considérer comme ay contact nañ leen surveiller pendant 14 jours seet leen bu fekkee 14 jours yi jeex na wàll ñu leen muy li gën ci ñoom xayrun bu fekkente ni wàll na leen tamit ñu génne leen ñu seet leen xam leen génne leen def li nga xamante ni moom moo ci war mais daal faut pas que ñu sonn trop ci loolu noonu ki nga xamante ni am na ko képp ku nekk ci entourage am contact nga waaw et en ce moment là nañu war a def li nga xamante ni moom la ñuy def contact yëpp nañu la war a confiner. d'accord mu waxaat ne sànq li tax mu doon laaj allaitement bi mooy dafa dégg benn pédiatre nee na kooku ne ku am coronavirus mën nga continuer di nampal sa doom. waaw donc xaw na ma jaaxal tuuti mais xëy na ça dépend aussi ci fi muy waxee pédiatre boobu parce que xam naa ni pédiatre moom ku xam métier am la bu ci waxee dara am na fu mu ko teg. xëy na dafa jàpp ni ñu ngi wax patiente boo xam ne bu wér la ci coronavirus bu fekkee patiente bu wér ci coronavirus mën na am. mu nàmpal mën na am tam mu teg ko ni bu ñu jëlee yenn mesures yi benn jumtukaay yi. protéger soit yaay bi wala protéger xale bi am nañu ko protéger ba nga xamante ni bu demee ci yaay ji bu yaay saqatee du ko egg ci moom. xëy na foofu mën na am muy waxee foofu noonu mais comme dégguma pédiatre bi mu wax mënuma ci sole. mais li ñu xam daal mooy li nga xam moom la ñuy stratégie bi ñuy def ñun actuellement. mooy xale bu nga xamante ni yaay ju xam ne gis nañ ko mu am doomu jàngoro ji. dañ koy tàqali daañ ko séparer ak doom ji. c'est plus sûr. avec l'appui des pédiatres maintenant ak pédiatre bi la ñuy xool ban condition naka la ñuy defee en tout cas ba séparation boobu. am le minimum d'impact négatif ci xale bi. parce que je crois que wenn sax mën nga ko ratt ci. voilà loolu mën na nekk mën na moo tax ma ni xaw ma ci ba ci fan la pédiatre bi la waxee voilà exactement donc mais pédiatre moom de façon ku xam métier la
bon su nee mën na nekk c'est que am na lu tax mu wax loolu. am na moyen bu ñu mën a jaaree wax loolu mais comme xaw ma moyen yooyu mais en tout cas ñun ci xam ñun duñu pédiatre te ñun vraiment. ci protocole traitement bi. voilà exactement alors c'est des mesures globales de santé publique. ñun loolu la ñuy xam ne pour l'instant mooy li xam moom la ñuy appliquer. d'accord ñu jottali le message madame Thiam Khoudia Institut Pasteur. nee na itam mi ngi déglu émission bi mi ngi lay nuyu. waaw maa ngi koy fay Khoudia waaw nee na ligne bi dafa xat moo tax. maa ngi koy fay 5 minutes defe naa daanaka moom moo ñu daal di dese. docteur ci traitement bi sànq wax nañu li nga xamante ne moom mooy xeetu sirop boobu drip bi mais aussi li ñuy tuddee li ñuy testé jamono yi ci Sénégal ñu gis ne amagum nañ ci ay satisfaction et tout fa li nga xamante ne moom mooy Fann ak yeneen unités yi ñu retenir yépp ci ay jamono ñu doon fi wax que ni ci information 800 boîtes la ñu fi amee est-ce que diggante boobu ak léegi stock bi renforcé nañu ko pour mën a dal au moins xelu parce que bi ñu waxee 800 boîtes ñu bari dañu ne 800 boîtes ak ni évolution épidémie bi di demee nii ndax dina doy Sénégal ndax ku ci nekk sa xel yaa ngi xalaat. ndax man bu ma feebaree ndax dinaa mën a jot ci. 800 boîtes chloroquine. waaw mooy chloroquine bi waaw en tout cas li ma jàpp c'est vrai que dégguma information boobu je sais que état bi en tout cas tout ce qui était chloroquine wala dérivé chloroquine comme hydroxychloroquine bi retiré wu jël nañ ko téye nañ ko. waaw pour mën a faj effectivement ñi nga xamante ni ñoo am doomu jàngoro bi. te li ma jot a dégg aussi ci nga xamante ni chaque fois bu ñuy def ay réunion de coordination ci suba ak sunu collègues yi xam ñoo nekk pharmacie nationale d'approvisionnement. daañu dalal suñu xel daañu vraiment li fi nekk ci stock plaqué doy na. donc loolu la ñu mën a jàpp pour le moment je pense que ni amul problème par rapport à cela. defe naa lii nga xamante ni moo fi nekk dina war a mën doy pour malade yi nga xamante ni soxla nañ ko yëpp ñu mën leen ko jox. d'accord à part masque à part gants ak gel yi gis naa aussi un petit business buy développé wu ci thermoflash ci réseaux sociaux yi. indi thermoflash am jaay ma jënd. absolument boobu tam est-ce que yéen a ngi koy xool ci wàllu norme yi. absolument waaw jënd beeg jaay mi daal bari na boobu. doy na waar daal effectivement bon xam nga yu mel ni aussi occasion la pour ñenn ñi ñu xaw a def tuuti affaire mais voilà ñu sànq rek ñu ngi ciy waxtaan ñu ni am na ku ni ma thermoflash avant crise bi 15000 lay doon jar. léegi ñu ngi ko jaayee ba 105000. donc mu nekk mu nekk lu doy waar. mais bon xam nga lu xam ni daf ñëpp nañ ko soxla aussi voilà nañ ko soxlaandoo. mu manqué parce que actuellement sur le plan international effectivement dafa am tension ci équipement de protection individuelle yi dafa am tension bu rëy ci masque yi dafa am tension ci thermoflash yi. bon ñi ko xam ne ñoo ko am nañ ci xaw a profité waale tuuti seen période de traite la. donte du mooy li gën. mais est-ce que yëpp répondre nañ ci normes yi. loolu tamit lu ñu war a xool la. moo tax effectivement comité bi ma doon wax sànq mooy comité bi nga xam moo war a valider yëpp yi nga xam ne dañ koy utiliser ci xeex bi. comité boobu bientôt daañu ko mettre en place mu mën a jël na serait-ce que ay échantillon ci. thermoflash yi ci masque yi parce que masque yi tamit rapporté nañ ñu ni am na ay masques yu nga xamante ni dafay gaaw a tooy. te masque bu tooyee baaxatul. bu tilimee baaxatul. donc yooyu yëpp nañ ci war a jël ay échantillon ñu analyser leen ak experts yi nga xamante ni du domaine ñu wax ñu ni bi baax na wala baaxul parce que en plus de valeur par exemple thermoflash bi en tant que tel dafa laaj nga calibrer ko. te calibrer boobu yombul. ay laboratoire voilà dañ ko war a calibrer à partir d'un thermomètre peut-être thermomètre à mercure ñu calibrer ko ba nga xamante ni boo jëlee température mu jox la température bi baax. parce que produit dafa war a conforme. voilà dafa war a conforme te wóoruñu ni effectivement chaque fois daañu jël temps wu calibrer. thermoflash yi balaa ñu koy utiliser te noonu lu am solo la. ñu calibrer thermoflash yi. vraiment lancer un appel à ce que nit ñi vraiment ñu bañ di utiliser contexte bi. pour di cheral yenn affaires yi nga xamante jamono ji askan wi yëpp ñoo ko soxla. d'accord tuuti simili moo ñu dese docteur gis naa da ngeen di communiquer ci comme ni ko soxna si waxee sànq ci cas yeeg ñi wër cas communautaire mais est-ce que communication ministère dem na ci gestion décès. absolument absolument décès su décès xasee am. comment on gère ça aussi. je confirme parce que xam nga ni am nañu fi quand même ñaari malheureusement mbokk yu gaañu. ci cas yu mel nii dañuy jéem a concilier ñaari mbir. mbir bu njëkk bi mooy sécurité. mooy sécurité ñi nga xamante ni ñooy intervenir pour jël en charge bi ki nga xamante ni mu génn àdduna. pour bañ a en tout cas bu amee risque tamit infection mu bañ leen a wàll.
donc loolu. kon même su nekkee xasee nekk néew risque bi sax. voilà même bu xasee nekk néew il faut que ñu jël ay mesures. waaw ne serait-ce que pour décontaminer corps bi. am nuñ koy toppatoowee pour ñi nga xam ne ñoom ñooy intervenir pour yóbbu ko ca cimetière ba ak denc ko ñu bañ a am risque. loolu mooy benn premier paramètre bu nga xamante ni il faut ñu tenir ci compte. deuxième paramètre bi mooy fexe ba nit ki aussi li nga xam mooy gëm-gëmam. ñu mën ko assurer. sàmmonte ko voilà sàmmonte ak loolu en accord ak famille am. bu fekkente ni il faut ñu fexe jël mesure pour nit ki ñu mën ko jullee. bu fekkee musulman la ñu mën ko jullee mën ko ñaanal voilà def lépp li nga xamante ni moo war conformément ak li nga xamante ni moom la gëmoon bi muy dund avant ñu koy denc ci conditions yi nga xamante ni moom la religion am indiqué donc ñaari paramètres yooyu la ñuy joué te effectivement ci ñaari cas yi yëpp loolu la ñu jéem a jàpp mais nag il faut ñu wàññi simplement nit ñi nga xamante ni ñooy fekke cérémonie boobu kon ni ñu koy defee noonu da ci ouvert voilà non là vraiment on va limiter au maximum ñi nga xamante ni ñoom ñooy fekk nit ki bu ñu koy denc te loolu tamit souvent nañ ciy déggoo ak famille bi ñi nga xamante ni daal mënuñoo manqué cérémonie bi ñoom daañu ñëw ñu respecter sécurité bi yépp pour ñi nga xamante ni comme ni ma ko waxee léegi ñoo war a toppatoo corps bi ak ñi nga xam ñoo koy transporter ñi nga xam ne ñoom ñoo koy mettre en terre ñoom ñëpp ñu am condition de sécurité maximum pour que on ne sait jamais parce que virus bi comme ni ma ko waxee sànq virus bu bees la. dafa sournois waaw dafa sournois bu bees la am na lu bari lu ñu xam am na lu bari xëy na lu ëpp encore loo xam ne xamaguñ ko. waaw parce que moo tax nañu jël daal en tout cas le maximum de précaution bu fekkente ni cas yu mel noonu am na mais bàyyi nañ ci xel. parce que ni ñu koy waxee noonu souvent da ngay gis à l'étranger bu ñuy denc nit ki lu toll ci juróom-benn nit rek. ñoo koy gunge daanaka. absolument ci contexte bi nga xamante ni nañu tere rassemblement yi. il faut que aussi bu ñuy toppatoo nga xamante ne génn àdduna il faut ñu respecter d'abord ñun aussi loolu aussi. il faut que ñu limiter nombre de personnes yi nga xamante ni ñooy fekkee cérémonie d'enterrement funérailles yi en général. te loolu am solo la malheureusement le contexte l'impose. xëy na dina am ku génn àdduna ko xam ni xëy na. day jëm waroon na gën a rëy. mais ci contexte bi c'est pas possible loolu la yàlla dogal c'est pas possible. docteur waxtu bi ñu joxoon jeex na ban recommandation ngay bàyyi la suñu auditeurs yi ñuy déglu. jërëjëf Ndeye Khady kontaan naa trop ci teewaay bi mu fi teew j'espère que ni waxtaan bi am na njëriñ en tout cas ñun ñuy continuer di suivre sa émission parce que daara la ñun sax nañ ci xam ni ci domaine bi lañu nekk nañ ciy jàng lu bari bari li may dénk nit ñi daal mooy ñu gën a góorgóorlu ñu gën a laxasaayu jàngoro yi ñu jël ko au sérieux waaw ñu éviter parce que yëg nañu ba ci ay jamono yu soriwul dara am ñoo xam ñu ngi doon naan est-ce que feebar bi am na. est-ce que feebar dañ ko créé yu mel noonu. feebar bi am na feebar bu doy waar la def naa kuy seetaan li nga xamante ne moo xaw ci pays tugal yi li xaw Europe li xaw États-Unis donc war na la tiital. voilà loolu bu la tiitalul vraiment dara dootu la tiital parce que di toog ay bis yoo xam ni ay ñaar téeméeri néew ci benn dëkk ay téeméeri juróom fukk ak yu toll lim bu toll noonu. loolu wax ma sax loolu mais lu gën a néew loolu xajul ci suñu réew mi. donc nañu war a góorgóorlu lu ñu mën ñu def ko respecter consignes yi nga xam ne moom la ministère wax pour que vraiment ñu fexe ba doomu jàngoro bi rapidement ñu jëlee ko ci réew mi ndax ñu mën a delluwaat ci suñu ay activités normales. waaw ndax confinement bi couvre-feu yeeg yooyu yëpp daal xaw na metti mais voilà ay teq-teq la mais pour mu jóge fii. voilà mënta ñàkk pour mu jóge fii il faut ñu góorgóorlu xeex ba virus bi jóge fii. ku ci nekk responsable nga ci. ku ci nekk responsable nga ci li am solo ci feebar bi aussi mooy ku nekk responsable sa morom nga. waaw yaa koy protéger ku nekk mooy protéger moromam. man su ma protéger sama bopp jàkkaarloo keneen ko xam ne protéger wu boppam day mel ni defuma dara. donc man dama war protéger sama bopp pour protéger keneen. te protéger keneen mooy protéger d'abord sa njabootu bopp. protéger sa njabootu bopp protéger sa askanu bopp sa communauté bopp ak sa réew bopp. donc noonu lay demee voilà chaîne bi demee noonu. donc lu am solo la pour que ñëpp daal war a góorgóorlu encore. jërëjëf docteur Alioune Badara Ly ñu fàttali ne tey moom lañ doon dalal mu di directeur adjoint COUS centre des opérations d'urgence sanitaire di expert en gestion des interventions d'urgence sanitaire membre groupe multisectoriel de coordination opérationnelle muy groupe gi nga xamante ne fii ci Sénégal ñoom la ñu dénk xeex bi ak coronavirus émission bi mun ngeen ko dégluwaat dimanche incha allah bu brève 15h yi jeexee dinañ leen ko tegalaatal intégralement sinon su ngeen demee suñu site après ci sudfmsenradio.com di ngeen fekk itam ñu posté waat ko fa Alioune Badara Socé moo nekkoon ci machine bi ñu di ko jaajëfal Ndeye Khady Diop àndoon ak yéen di leen jox rendez-vous mardi prochain ba tey xam naa ni ci coronavirus lay nekk incha allah ak beneen invité boo xamante ne moom itam dana fi mën a indi expertise am ak expérience am ngir njariñu askan bi.